gërëm équipe yi fi nekkoon ci subaak léegi rédaction bu télévision Futur Média rédaction bu RFM Fatidia Chérif ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm dig daje bi ak ñoom xam naa ca kanam lay doon ci diggu bëccëg gi cib jotaay boo xamee ni ñoom ñoo ñu ko nar a présenté en attendant ñun ñu ngi doog a tàmbali 9h31 mooy doog a jot il fait tellement chaud bu tawul ñu jàmbat bu tawee ñu jàmbat nu ngeen def ak taw bi week-end bi ñu ngi massawu ñi nga xamee ni ñoom ñoo ci loru bëri na ci ay gox-goxaan yoo xamee ni actuellement dund nañu ay jafe-jafe yoo xamee ni ak ndox mi kenn dootu ko werante ndox mi bëri lool ba léegi dëkk baa ngi tooy ñi rafetlu taw bi ñi ci des itam am ci ay jàmbat yu bëri yu doy waar sax ñu masawu ñooñee nga xamee ni ñoom ñoo ci dund ay jafe-jafe bis bi tey tombé na ak lundi 7 septembre 2020 ñu préparé leen ay sujets yu am solo ñun ñëpp a ngi fi Corombaar Ndiaye Mamadou Ndiaye Mado ak Maymouna Awa Gaye ci yoon bi elle nous rejoint dans quelques minutes ngir li mu jagleel jigéen ñi chaque lundi ñu tànn benn jigéen présenté leen ko sargal ko tey dinañu présenter Aminata Touré mais d'abord on parlera tout à l'heure droit wala économie ak Maymouna parce que moo ñu ko diggoon ñu ngi lay nuyu Maymouna na nga def naka suba si tàng na de ah la 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 te bu tàngee da ngay bëgg mu taw bu tawee doo ci bëgg dara. doo ci bëgg dara Pape Cheikh nooy def bu tawee sax sama genre yi asthmatique ak yooyu sonn mais doo xam nit da ngay bëgg lii mu ñëw mu sonal la après nga bëgg leneen. doo xam dara am na soo benn papa buy faral di wax ni yàlla bu la mayee li nga gën a bëgg. daf la ciy tegal li nga gën a bañ. voilà c'est souvent comme ça. mais bon sant yàlla rek fu la taw bi fekk week-end bi. ma bon kañ man sama kër parce que je pense que taw bi c'était le vendredi. waaw vendredi sama kër waaw après sama kër après dem naa seeti Madeleine. après ma dem seeti sama sœur. kon ci yoon bi nga tawtee. waaw si laa tawtee damaa xuus sax. ah là là jaral na la ko de. jàpp ma kaa jaral yow ma xuus nga tooy nga xepp. dem sama dënn bi di metti. vraiment mais ma doo jaral na la ko. may ñibbi mu wax ma déposé. finalement mu jëlal taxi. ah daf la toroxal. gis nga yow nag bu la dalatee nga dem seeti ni dafa toroxal la. boo dee jàmbaar dëgg. dootoo demati ci moom mais boo dul jàmbaar manqué da ngay delluwaat. mais xam nga ni nga yow sama xol bee tojatu ci moom. dëgg la du ma ko tey damay dem du ma ko tey. ba pare tam xam nga daf maa amal njëriñ. dëgg la moo may def yii nii. kon daa jaamu sama soxla rek. kon garaawul dinañu waxtaanee màggal gi. waajtaay bi ak yenn ci ay conséquences par rapport ak opérateur économique yi. effectivement Pape Cheikh xam nga màggal gi mu ngi ñëw nit ñi doon laam-laamee dina am wala du am mais demoon nañ seeti nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy opérateur économique yi nga xamante ni dañuy préparer màggal bi seen marchandise yi ñiy jaay fruits ñiy jaay ceeb ñiy jaay diwlin ak loolu xool par rapport ak contexte Covid bi nan lañu préparer màggal gi ak éventuellement xool ndax même quantité yi lañu jëndaat année bi. voilà de toute façon màggal gi yegg si na ñëpp a ngi koy waaj li muy jur ci wàllu koom nag at bu jot kenn dootu ko werante ren nag malheureusement mu tombé ak mbas mi lan lañ ci mën a jàngat ci wàllu économie laataa mu yegg si junj bi ca kanam lay doon ak Maymouna Gueye bonjour Mado yow normalement tey waroo def dara même sa rubrique ñun ñoo la ko war a animer ñoo la war a defaral lépp vraiment mais bon yàlla baax yàlla waxul kenn dara ça va naka week-end bi. maa ngi lay fay ça va ça s'est bien passé kër ga ak salon ba. ah d'accord dama foogoon ni seeraas na la fekk sax fi ñu wékk xar yi di leen daggate. déedéet fekk na ba ma dugg ba pare. fekk la seeraas teel a waaj ma noonu rek ñuy wékkee xar yi noonu wékk xar pa di koy fees di la daggate. karak. allez tërën. Pape Cheikh mi yàlla baax na initiative yi comme chaque matin da nga ciy ñëw tey dinañu dem seeti ay jigéen yoo xam ne ñu ngi dox ci wàllu solidarité association la bu nekk Derklé. waaw Baye Cheikh maa ngi lay nuyu mbokku téléspectateurs yi ak ñi ma bokkal plateau bi également comme ni nga ko waxee demoon nañ seeti ki nga xamante ne moom moo di Khadjata Diallo maanaam benn association boo xamante ne ay jigéen rek ñoom ñoo ko sos nekk ci ñuy def ay liggéey yu am solo ci li nga xamante ne moom moo di jàppale jigéen waaye rawatina nag bi mbas bi tàmbalee ñoom tamit ñu teg ay actes yu mag yoo xamante ne dinañ ko wan a leeg bokk téléspectateurs yi ci kanam. voilà donc ci kanam ñu seeti association boobu nekk fi nga xam ne ni mooy Derklé. Modou Balé ngi fi week-end bi amuloon benn temps comme presque tout journaliste bu mag beeg bu ndaw bi seen WhatsApp yi la ñu ne rek bu ñu nekkul ci rajo yi wala ci télé ñu ngi ci WhatsApp yi lakkal nit ñi genre du ñu def dugal ay yu reetaanlu yu sérieux rek.
ñu série rek ah da ngay bëgg fekk leen fa ñu ne rek xamp leen mais amuloon benn temps entre taw bi les fausses informations entre Messi entre ce qui se passe au Sénégal donc tey moom am nga matière. oui matière moom am na ko moom la matière quoi comme ni nga koy waxee maa ngi lay nuyu. fu la taw bi fekk téléspectateurs yi mi ngi ma fekk sama kër. waaw fekk la buntu kër ñoom Coro Mbaye Ndiaye. bi doon doon tey ngàcc naa nag tuuti. ngàcc waaw jàppale naa ci dugg na sa kër. non duggul sama kër. mais ñeneen ñi di nga dëkkandoo. dëkkandoo yi waaw dëkkandoo jàmm ca gën. man de jàppale wu situation bi compliqué na moom fi ne ni ñi ko dund metti na lool façon bu ne. vraiment yéen sant leen sa yéen Dakar ngeen dëkk. wallaay am na ci ñu dëkk Dakar aussi quoi ñu ndox mi sonal mais sant leen quoi. moo tax ci ñoo xamante ni seen lépp a tooy. bilaay dëgg la de yàlla baax na am na ay miir yu daan am na ñu dee sax. bilaay am bari na kay bari na ay nit yu dee. bilaay nekk na lu compliqué loo xamante ni moom. comme ni ngeen koy waxee rek yàlla ñaan bu nangu moom parfois day sonal borom. bu taw bi manqué ñu ne taw bi bu amee mu jur ay jéyee quoi donc nekk na situation boo nga xamante ni vraiment yàlla nañ ko tal di ko nettali rek. nekk na lu compliqué waaw ci kanam côté tàggat yaram ci kanam dinañ ci ñëw waxtaanee surtout Ligue 1 bi ak impact bi nga xam ne am na ko ci Covid bi impact bi mu am ci Ligue 1 bi surtout xibaar bi nga xamante ni waa syndicat entraîneurs yi ñoo ko joxe maanaam juróomi club rek ñoo jot a fay depuis ba ñu arrêté championnat ba léegi ñoo jot a fay seen ay joueurs ak ay entraîneurs ci 28 clubs yu nga xamante ni moo regroupé Ligue 1 ak Ligue 2 ci kanam dinañ ci ñëw def nañ ci ab gëstu bu ndaw waxtaanee information yi nga xam ne soxal na Sénégalais yi nga xamante ne actuellement ci transfert yi muy Kalidou Koulibaly Lionel Messi bi nga xam ne finalement dafay resté fële ca Barcelone dinañ waxtaanee aussi ca équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ni waa fédération mauritanienne bu football annoncé nañ ni match amical dinañ ko amal le 13 octobre bii ñu jëm. voilà waa dégg naa coupe ba ca CAN Égypte dañ ko sàcc. ñu loolu nu mu demee lu tax waxoo ma di ci site bi laa ko lire information boobu yow nu mag la damay xaleel Alaaji Malick fekkee nga ko daan naa génn télé muy tàng ma koy supporter waaye léegi mag la ma mënatuma supporter tàngooru plateau bu ma ci kenn mere barki Serigne Touba Alaaji Malick fekkee nga lii jamono yoo may star en ligne lu plateau bi tàng damay maintenir le sourire bienvenue merci d'être avec nous ce soir sur nu télé ba tuddoon sax xaw ma naan yu ne waaye léegi mag la ma supporter tuma tàngooru plateau barki Serigne Touba compliqué na lanti non c'est l'argent c'est pas l'argent c'est l'âge qui fait ça âge yi bi ngeen di dafa bëri yow ki nga toogal moom bëtam yaa ngi bas préfabriqué nga ko tuddee wa pare lan nga wax sax mënatuma waaye Serigne Touba léegi mënatuma supporter ay tàngooru plateau yooyu yëpp mu ñu ma dara yow nga ne coupe bi sàcc nañ ko nii rek wala sàcc nañ ko si dañ ko sàcc man bi ma ko njëkkee yëg bon man daa foog du on massif la dafay dem jaay gaw ma ko woon comme xibaar mais après bi nga xamante ni ñooy dirigeants égyptiens yi ñu annoncé ko mu nekk lu officiel surtout après compte Twitter yeeg léegi information yi officielle da ngay teel a xam ñu annoncé ko mu nekk lu officiel que ni ñoom dañ gisatul coupe d'Afrique bi te ñoom dañoo am musée fi nga xamante ni foofu la ñuy denc Égypte demoon nañ fa visiter ko mooy fi nga xam fa la ñuy denc trophée yëpp ñoom daal dañu seetlu ni am na bu fa manqué muy trophée bi nga xam ne mooy trophée CAN bi te loolu nekk na situation bu leen jaaxal compliqué actuellement waa contacté waat waa CAF yi nga xam ne ñoom tamit nee nañu dinañ ci jël ay matuwaay ngir gën a mën a enquêter ci yëf yi fan la kii bi demee fan la wànnent bu jëy ci gëtëm maanaam mën nañ mën a def ba gisaat li nga xam ne mooy trophée bi en tout cas xibaar bu wér la dirigeant football égyptien yi ñoom annoncé nañ def nañ annonce officielle pour préciser que ni coupe d'Afrique bi dafa réer. coupe du monde coupe du monde mos a réer coupe du monde mos a réer après gars yi bañ dañ ko après finalement dañu ils l'ont retrouvé boobu nekkoon tamit loolu tamit bokk na ci histoire trophée coupe du monde bi mais foo koy jaayee ci loo xam ne moo gën a siiw Ibrahima Yacine pièce détachée mais loolu mës na am du yomb mais xam nga rek donc day gën a kii nag bàyyi xel ci sécurité bi ak yenn yi nga xamante ni fa la ñuy denc ci trophée yi ndaxte en général dañ koy def ci ay musée di ko denc trophée boo ko jëlee da ngay am quelques jours nga yor ko après da nga koy delloo si waat
nekkul dafay yor dafay am quelques moments boo xam je pense 45 jours su ma juumalee yoo xam ne da nga koy yor mën nga ci def say fête ak say mais après da nga koy delluwaat mais nag dañ doon wax naan boo ko enchaîné 3 fois jël ko da nga koy moom waaw da nga koy moom officiellement léegi su ko defee day insister ak CAF dem changer ay trophée loolu nag jot na fi am gisoo trophée Coupe d'Afrique dafa évoluer jot na fi bi yi ñuy démarrer ay années 60 années 50 ba années 90 yi gis nga Coupe d'Afrique bi bokkul ak bu bees bi mën nañ ko jàppee ak ni mu mel donc loolu mooy wane ni parfois da ngay gis ni trophée bi day ñu am ay musée yoo xam dañ koy denc kan Égypte nag comme que foofu mooy siège yu CAF am na ay musée bu mag bi nga xamante ni fa la ñuy dencee trophée Coupe d'Afrique bi voilà ah yàlla baax na. non dañu leen topp kay ba xam ne dina feeñ kay. loolu moom dina feeñ Coupe d'Afrique moom insolite la quand même. insolite la oui bu ñu nee kat kii bi dafa da nga naan mais ñii dañuy tooñ quoi. ak sécurité bi fa am. ñun personnellement bi ñu demee kay pour ñu dugg foofu noonu la demander ay protocole bu rëy pour ñu dugg mun mën a gis trophée yeeg histoire Coupe d'Afrique yenn trophée yi fa jot a am. yooyu noonu yëpp ay musée lañ ko def mais da nga naan da ngay poser question nan lañ mën a def ba comment ils ont fait ba. ils sont très intelligents. fii nag sàcc bokkul ak sàcc Sénégal sàccu Sénégal Sénégal yi ñoom ay mbaam la ñu mbaam ngeen mbaam vous connaissez mbaam non ñoom ay mbaam pire la ñu j'ai vu benn vidéo amateur sur internet ñu ngi romb benn femme këf saagam dóor ko këf saag bi daw sàcc ko et tout ça sàcc Sénégal yi ñoom ay mbaam la ñu ay mbaam la ñu yoo xamante ni dañoo doy waar boo xamante ni mais bon Égypte aussi am na ay sàcc donc la coupe a été volée paraît-il on suivra cette information pour savoir fan la coupe bi nekk ak est-ce que dina feeñ wala di feeñ wala du feeñ voilà Coro ngi fi. bonjour ma Coro waaw. bonjour El Hadj. ça va. ça va et toi. ah nekk doomu ministre neex na de. yéen da ngeen di jël ay vol jet privé ay dem vacances États-Unis am xaalis. ñu ngi nii toog yéen doomu patron yi. amiin. chaud tot. bu ñu yoree xam nga bu ñu yorul xam nga. professeur. yow loolu dafa neex de nekk doomu kii. man de sama papa alkaati la woon. yéen doomu ministre dafa neex de. man de maa ngi nii toog duma doomu dara. ah. doomu di yéen. oh là là fu la taw bi fekk. sama kër. génnoo. déedéet. Coro j'enlève mes lunettes. Coro yow foo nekkoon ci taw bi. bi muy taw samedi. waaw j'étais à la maison. Coro foo nekkoon. j'étais à la maison. ok d'accord amul problème du ma la weer. waaye fu ma nekkoon xam naa ko maa xam fi nga nekkoon. ah soo bëggee léegi ma génneel la preuve yi. génne ko. pour la dernière fois. génneel preuve yi. da ngay fëgg table bi. waaw preuve yi laa bëgg mu génn. baax day taw baa ma fekk ca kër ga rek. yàlla waxul kenn dara léegi taw ba la fekk kër ga te li dégâts yi taw bi def yëpp yow xam nga ko. c'est normal. wax ma dégâts yi ma xool. fan ak fan a taw. fépp taw. ak fan. fépp. mais taw bi dafa bëri woon na. waaw y a eu beaucoup de dégâts. bëri na y a eu beaucoup de dégâts déjà 6 morts rek dafa bëri. oui. 6 morts rek bëri na. ci vraiment dëkk bu mel ni Sénégal et puis inondation malheureusement et pourtant ñu ngi ciy injecté xaalis bu bëri depuis des années parce que ñu ngi teg quand même ay plans yoo xamante ni du ma ne jurul dara fajul dara. parce que comme ñoom explication bi ñu joxe mooy li waroon a taw ci at. ci saison bi yëpp dafa taw wala moitié bi dafa taw ci benn fan. donc xëj na après aussi mais gouverner quand même yàlla ëpp doole ay plan de. waaw moo tax mais quand même gouverner c'est prévoir. nga def au moins dara pour ñu mën a xëj na wàññi dégâts yi pour ne pas dire dégâts yi bañ a am mais xam nga après ñoom bu ñu toogee làkk tubaab wax ay chiffres wax ay koppar da nga naan ak def nañ. ñoom ministre yi li ma sama benn xarit ministre yi fii jiitu rek dañuy jaar de. li ma sama benn xarit ne ma tarak naa ko de. li ma sama benn xarit ne ma bu ñuy wut nguur gi dañuy làkk wala fi 7-8. waaye bu ñu xasee ba am dañu làkk ay tubaab di ñu wax ay waxi 1000 milliards ñu jaar ci tànku ministre yi fi jógee rek. mi ngi noonu. déggoo tarak bi ba tey yow. dégg naa la. ah rek ma faalewul. waaw ok d'accord. dégg naa lépp Diallo. en tout cas ñëpp ko naqarlu nag. waaw malheureusement ñun ñu ngi koy reetaat nii bañ duree jàmm comme on dit mais ñëpp a am ñëpp ko métti même ñi nga xamee ni sax seen i kër peut-être jotuñu am ay jafe-jafe par rapport ak taw bi mais ku gis yenn ci image yi sa xol dafay jeex après parallèlement ñun tamit yenn saa yi dañuy bëgg parloo image bu ñu jot rek partagé gis nañu ay images yu jógee Kenya ay images yu jógee Côte d'Ivoire ay images yu jógee yeneen dëkk
ñu jël ko di ko partager naan fii Sénégal la di yokk ci xar mi karaw yooyu itam ay désinformation la yoo xam ne ni baaxul balaa ngeen di partager comme léegi du rajo yeeg télé yi kese course exclusivité léegi tout le monde da ngay bëgg am exclusivité ci information vérifier quand même c'est le minimum avant de partager parce que li ngeen di partager mën na jur yoo xamante ni maara day taal yi donc taw bi y a eu beaucoup de dégâts et plus de 6 morts plus de 5 morts 6 morts. On décompte 6 morts pour le moment yàlla na fi yem parce que comme on a l'habitude de dire benn bakkan rek dafa bëri gis nañ xale bi nga xamante ni un jeune de 25 ans boo xamante ni ci ndox yi la lab Pikine ci booru fi terre bi nekk parallèlement aussi dafa bëri ay travaux yoo xam ne dafa indi ay problèmes dégg nañ keroog maire Parcelles Moussa Sy di wax ni am na gox yu taa ren ci Parcelles yoo xam ne daawul taa mais travaux Ageroute yi fa jaar ak gas yi bokk na ci leen andil problème waa Cambérène par exemple dañu manifester parce que ñoom ils disent que ndox miy jóge Parcelles ni ñu ko liggéeyee mooy wàccaat ci seen ay kër donc bu ñu demee ba askan wi seen jëmu bopp di renvoyante la balle Mbour finalement force de l'ordre yi ñoo mujj ñëw pour séparer population yi parce que bataille rangée la woon ku nekk naan da ngay as sa ndox di indi ki sama gox ak yu mel noonu donc c'est des problèmes yoo xam ne waaw ku nekk maire bëgg ko pousse sa morom donc il faut vraiment 750 milliards yi nga xamante ne moom la ñuy wax ni jotoon nañ ko ci def ak yooyu président Macky Sall c'est vrai mu ngi demander audit moom quand il parle d'audit personnellement je pense que li ñu jot a def ak fu ñu toll lay wax dina baax ñu def loolu mais dina baax aussi ñu càmbar koppar yi est-ce que utiliser nañ ko à bon escient est-ce que dugg na fi mu waroon dugg parce que quand même bu fekkee ñu ngi def ay 750 milliards ay 800 milliards ay 1000 milliards ci inondation te chaque année mu mel ni rien n'a été fait day baax quand même ñu xool parce que xam nañ ne ci boobu jamono Mansour Faye moo nekkoon jëwriñ gi ñu dénkoon wàll wi tey ñu ngi ak Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne mooy ministre de l'eau ministère de l'assainissement daf ci daal di dugg on a soog a ñëw donc ku nekk tu as ton rôle à jouer donc tey dem nañu ba population yi limite ñooy jóg pour utal seen bopp ay solution gis mën nañu joxe kaaw par exemple Touba gi nga xamante ne bi leen coowal assainissement sonale waa Touba ca kanam dañu jóg ne dañuy dajaleel seen bopp xaalis pour xool maintenant ñu fàttali ni loolu itamit foog nguur gi tamit daf ciy jàpp forcément parce que am na fu liggéey bi di toll du ay citoyen lambda ñoo koy mën nga am koppar mais techniquement mën nga ko bañ a mën donc foog on dugal ci loxoom ak yeneen donc il faut que ñu bàyyi xel ci beaucoup de paramètres askan wi itamit dugal seen loxo parce que tey bu ñu defee ay réseau d'évacuation yoo xamante ne bu ñu rendee suñu xar foofu la ñuy sotti mbàkk yi bu ñu amee ay mbalit foofu lañ koy sotti bu ndox mi ñëwee aussi day taxaw c'est bien beau de dire état mais comme j'ai l'habitude de dire l'état c'est d'abord nous foog ku nekk nga def sa loxo ci xeex bi pour koppar yi ñuy def quand même ci évacuation yi ak yu mel noonu mu mën a feeñ parce que ñun on est un pays pauvre bu ñu bëggee at mu et tout ça donc voilà yooyu yëpp dafa doon malheureusement waa kubéeru égout yi du moins te ñun yoruñu bu ñu ci bëggee boole at mu jot ñu jël 750 milliards wala 1000 milliards def ko ci inondation te du tere déwén mu feesaat après déclenché waat nañ plan Orsec day mel ni li woon mooy ñëwaat à chaque fois même chose da ngay dem ba dootoo xamante looy wax parce que c'est écœurant en fait chaque jour ay nit di ñàkk seen ay bakkan c'est vrai yàlla bu ñëwee ak dogalam mais yàlla bay sa tool à un moment donné 6 personnes quand même yu dee ci diggante benn week-end ci ñu ne ay ndoxu taw la c'est quand même beaucoup te Dakar tawul par rapport ak yeneen dëkk yi parce que ñun bu ñuy compter ay 86 millimètres ay 100 nangam millimètres ñeneen ñi ñu ngi ci ay 136 ay 150 ay 100 nangam ay pont yi di yàqu nit yi duñu am fu ñu jaar am na xale boo xamante ne ku am 21 ans bi muy jéggi pont bi la daanu ci ndox mi ndox mi bu jaxasoo ak courant yi ñii électrocuté gis nañu sapeur pompier bi nga xamante ne moom moo dee parce que bëggoon na sauver kuy lap courant masse ko donc yooyu noonu yëpp ay problème la yoo xamante ne il faut que ñu prendre ko en compte je pense. et puis tam Thioro am na ñuy wax problème mu responsabilité ñi ñuy jox marché ñuy def ay travaux. parce que gis nañ par exemple si corniche yu Cambérène beeg yooyu noonu yëpp pont yu bees yi ñu fa def dafa inondé alors que ay autoroute la ay voies yoo xamante ni nit yi dañ koy aw donc déjà y a des problèmes qui sont là. dañuy ñëwaat doole ci waat ay problèmes yoo xamante ni dafay gën a ñëwaat gën a métti ñi je pense que tam question de responsabilité par rapport ak ñi nga xamante ni dañ leen di dénk ay travaux parce que je pense que affaire inondation dafa nekk loo xam ne dafa yàgg Sénégal je pense que war nañ ko sóoraale tam bu ñuy def seen yenn marché yi parce que ñun aujourd'hui bu ñuy waxu marché yi àdduna du neex ba ñu ne la marché bi jaarul fi mu war a jaar parce que xam nga am na loo xamante ni li ma naan Mamadou Ndiaye chaque jour ma ne ko Macky Sall mooy président bi gën a sonn ci histoire du Sénégal parce que
dafa fekk xale yi màgg ñor internet bari liberté d'expression bari. donc les gens sont tellement réfléchis ba ku nekk li ngay wax am na as tuut loo xamante ne xam nga ko ci mais qu'on le veuille ou pas dafa bëri ay marché yu ñuy joxe yoo xamante ne ñun daal suñu xel dina jeexi jaaxa ci ndax jaar na fi mu war a jaar ou pas te daf ñuy coûter ay milliards après day indi du tere bu tawee mu taa wala au bout de quelques années mu commencé di fissurer wu ak yu mel noonu ba du ñu jural ay jéye donc yooyu itamit day baax ñu bàyyi ci xel parce que encore une fois xaalisu réew mi argent du contribuable la ñu yor nga boole kook yor dëkk boo xamante ne nit ñi bu ñu feebaree du ñu faju bu ñu xiifee du ñu lekk njàng mi di tagatémbe ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc yooyu buñ ci bëggee boole coowal inondation xale yi di ñàkk seen bakkan waajur yi am ay problème xam nga dëkk bi dafay daal di gën a nasax donc on espère que li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci wàllu audit et techniquement et financièrement dinañ ko am parce que war nañu xam quand même boobu ak léegi parce que plan décennal bi dañu ko tegoon diggante 2012 jàpp 2022 donc ci 10 ans la war a doon daanaka ñu ngi ci 8 ans te yëf yi mel na ni deltuwul ginnaaw donc techniquement on a envie de savoir ce qui a été fait depuis lors. ay milliards 700 milliards 1000 milliards je vous dis après tu te poses la question de savoir est-ce que milliards la en fait. parce que léegi milliards mel ni 100 francs. 1000 milliards après doo gis ay travaux doo xam en fait. après ñoom ils te disent def nañu fii dugal nañ fii 4 milliards dugal nañ fii 15 milliards parce que vendredi on a suivi Lansana Gagny Sakho sur Jakaarlo ci suba itamit déglu nañ ko ci RFM c'est-à-dire bu ñuy wax tu as l'impression que tout est parfait mais après boo xoolee sur le terrain da nga naan est-ce que def nañu réellement parce que ay nit rek lañu aussi on se pose des questions et tout donc on a vraiment envie de savoir techniquement ce qui a été fait en fait mu bañ a doon loo xam ne lu ñuy wax la mais lu ñu mën a teg bët la ak lu ñu mën a laal la ñu xool itamit financièrement est-ce que koppar yi ñu waroon dugal yëpp ci coowal mbënn mi dugg na ci parce que quand même mu ngi bëgg a yàgg 2 ans moo des ci plan décennal bi te ba tey ñu ngi wéy di am ay inondation ak ay nit yu ñàkk seen bakkan élage. Voilà donc on a reçu beaucoup d'images amateurs ci taw bi xam naa dinañ ci am yuñ ci jël puisque nit yaa ngi partagé yenn ci image yooyu la depuis déjà quelques jours par rapport ak taw bi muy lu metti lool loo xamee ni ñu bëri dund nañu ko regardez yoon yu bëri praticable lul woon ci taw bi et ba léegi sax sewet na waaye yoon yaa ngi tooy ba tey moo tax Awa Gaye daa tardé sax ndax yoon wu tooy kenn xamul fooy jaar c'est compliqué kenn xamatul sax loo ciy wax. voilà il paraît que national mooy Diamniadio côté Diamniadio bi image yooyu ñuy gis foofu la woon. mu nekkoon loo xamante ne après mujj gi sax heureusement ci grâce à internet la mujj nit ñi commencé alerter que ni dañuy jël autoroute bi di moytu national bu fekkee dañ bëgg ci jaar ci national bi parce que yoon bi dafa daggoon ndax ndox mi moo débordé woon ba ñëw ci kii bi donc nit ñi doon mujj obligé di xuus ñenn ñi dañ doon def ay témoignages après ci via les réseaux sociaux que ni dañu def plus de 4 heures de temps mujj gi ay camions ñoo leen doon mujj doon génnee parce que situation bi dafa compliqué woon donc di wane ni ci zone yi ñenn ñi nga xamante ni vraiment nekk nañ ci zone yi inondé wul nañ sant yàlla bu baax parce que amoon nañu doon dund jafe-jafe metti calvaire vraiment ci boo fi jógee aussi banlieue bi pareil ndaxte zone Pikine am na yenn zone yi nga xamante dafa compliqué woon gis nga de ki fa ñàkk bakkanam jeune bu am 25 ans koo xamante ni aussi xam na doo buñ ne jeune sax da nga naan xam ne war na mën a résister tuuti ndox yeeg yooyu mais ndox moom amul ay jeune ak mag ak keneen ak keneen donc yeneen dëkk yi nga xam ne ay mag sax ñoo fa ñàkk seen bakkan Coro wax na ko sànq donc dama wane ni vraiment sénégalais yi li ñu dund metti woon na ñu sante ko yàlla ndaxte am na yeneen dëkk yu gën a dund lu compliqué loolu ci période yi Niger bi ñuy wax ni am na plus de ñaata mort ëpp na ay vingtaine de morts yoo xam ne am nañ ko ci période ci kii yi mais di wax ne ci inondation yi di wax ni tamit ñu bari dund nañ lu ni mel mais ñun moom vraiment compliqué woon na ci yenn zones yi image yi boo ko gisee da nga naan lii sax daf lay doon fàttali inondation yi fi amoon ci atum 2012 yu compliqué waaye bu yu compliqué ci surtout ci yenn zone Dakar yi donc vraiment di massawu bu baax ñi nga xam ne dund nañu inondation bi. voilà awa ñu ngi lay nuyu taw bi fan la fekk weekend bi. ñu ma fekk sama kër. ba sonalu la rek. hello Pape. heureusement. naka mu. ça va yaa ngi cool. cool.
taw bi mu fekk sama kër waaye am ñu ma dendal nag ndeysaan comme foofu la ñu nekk dugg na foofu. ma gis comme ni ñu mel ak yooyu ma taxaw di leen xool mu marqué ma torop parce que ñun ñëpp ku nekk am na foo jógee te xëj na sa yaay dund na ko ak yooyu noonu xam nga mu nekk lu daw yaram daal loo xam ne foog naa ne il faut que ñu jéem a jàppalante seet nan la ñuy mën a def look for a solution. waaw en tout cas solution daal moom la ñuy xaar. yàlla baax na. yàlla moom bu ñëwee ak ay yëfam kenn mënu ci dara bon maintenant tamit comme on dit yàlla bay sa tool. ñu farlu rek ñoom ñi dénk ñu organiser wu ba nga xamee ni yenn ci ay jafe-jafe askan wi duñu ko dund parce que ñëpp a ngi kaas de. xaw ma ndax màkk yëg na ko wala yëgu ko nit ñaa ngi kaas voilà. nit ñaa ngi kaas de te am na fu mbir di toll askan wi dootul xool ay yàllaa ko teg wala tegu ko dootuñu xool sax ni yeneen dëkk yi am na ay inondation parce que yenn saa itam tu te dis bon c'est ce qui se passe dans presque tous les pays dans presque beaucoup de pays actuellement am nañu inondation mais am na fu mer di toll kenn du xool sax ni lu jóge ci yàlla la voilà ndax mer ba futu mais daal ce qui s'est passé ce week-end là ñu bëri daf leen metti donc ñu ngi masawu encore njaboot yi nga xam ne ni ñoom ñoo ci ami ay jafe-jafe et voilà. nouvelle ville yi quoi. nouvelle ville yi di inondé wu. bon Diamniadio donc da ngay xaw a ci pose la question nan lañ mën a def ba Diamniadio nga xamante ni biñ fay commencé dëkk yàggul. aussi Diamniadio sax dafa inondé foofu ngay gis ay image nit ñi nga xamante ni seen dund seen añ yeeg yooyu sax ñu ngi ko doon taal ci biir ndox mi. donc dafa compliqué image yu doy waar mais da nga naan Diamniadio ville bu bees la nan lañ mën a. mais loolu yëpp war nañ ko mën a jël en compte. c'est-à-dire c'est des choses yu ñu war a di def bien avant la parce que dañuy dem gis gox boo xamante ne xëy na daan na am ndox ñu toog benn 5-10 ans amatul ndox ñu ne kon gox bu ñu war a mën a dëkk la fekk du loolu xëy na période boobu comme ni ko tonton Gar mi waxee jeudi par exemple dafa am période boo xamante ne xëy na taw bëriwul woon wala yu mel noonu il faut yooyu yëpp aussi ñu bàyyi ci xel parce que maa ngi ko doon wax la dernière fois am na ci promoteur yoo xamante ne tey parce que boo dee demander autorisation pour mën a def sa ay wala yu mel noonu mën a construire nga nekk promoteur war a joxe ay cité dañ la naan infrastructure de base yi nga xam ne amul ci gox bi ngay dem dafa war a am ñoom ci bu ñuy demander lépp day mat mais bu ñu ko kiiwee du mat par exemple bu ñu leen ne defaral au moins dispensaire pour nit ñi mën a am seen ay premiers soins defaral au moins hôpital am tali am nangam du am ñu boole ci nag ak dëkk foo xamante ne xëj na ci 5 ans yi amul ndox ñu xëy bu tawee ndox du bàyyi yoonam dafay ñëwaat day baax aussi ñuy xool fi ñuy dëkk fi ñuy daggal nit yi ak fi ñuy jaar parce que Diamniadio mais je pense que loolu c'est la responsabilité aussi des autorités parce que yow tey ki nga xamante ne dafa am projet immobilier moom boo ko laajee dafay ñëw rek def cadre bi parce que ay projet lañ leen di laaj nga jël projet boo xamante ne da ngay def assainissement en fait nekkul dara lu réel tout est fictif donc mais ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor nguur et que ils ont les moyens de vérifier toutes les informations ñoom ñoo war a xool aussi licence yooyu ñuy joxe ak autorisation suivi amul malheureusement. man nag lu ma remarqué mooy man ñi ma xalaat bàyyi mooy ñi nga xam ne ñooy gardien yi comme ñi nga xam ne dañuy tabax seen immeuble yi and du ñu utal gardien yi fu ñuy dëkk fu ñuy nekk comme su tawee ak yooyu ma gis si ñoo xam ne ndeysaan buy taw dañuy dem taxaw fenn seen néegi lal bi di tooy ak yooyu xamuñu comme nu ñuy def foog naa tamit lu dafa baax comme ni ko mi mën a waxee ñuy sóoraale ñooñu parce que nit ñi day taw nit ñaa ngi tëdd seen néegi di nelaw ñoom ñu taxaw xam nga ñu nekk ci mbedd bi duñu am fu ñuy nekk I think it's important ñu sóoraale ko parce que dama ko gis and neexut ma at all ku nekk ak li la ci naqari ku nekk ak li la ci naqari rek mais yàlla baax na ñun comme ay Sénégambien lañu su problème bi taree ba tar buñ ci kaasee ba kaas lu ñuy daanele mu yàlla baax na yàlla baax na yàlla de baax na foofu la ñuy mujjee ñun ñëpp en fait parce que voilà mais yàlla baax na espérons que solution dina am façon président déclenché na paraît-il plan Orsec on verra yàlla waxul kenn dara yàlla baax na bu ca kanamee awa dinañu dem seeti Dieynaba Touré mooy directrice générale bu African Promotion African Promotion ak li nga xam ne tamit mooy Pagne Rose pour taxawal jigéen ak xale support leen mu nekk liggéey boo xam ne mi ngi koy def international yi nekkut rek Sénégal
Sénégal la koy def waaye mi ngi koy defal African fépp foo munti nekk xam naa si kanam tuuti rek ñu indi ko ñu gën a yaatal. voilà dans quelques minutes tamit dinañ leen demal ministère de la santé et de l'action sociale jëlal leen këyit gi léegi dootuñu leen bàyyi ñu ñuy limal ay nit yu dee ak ñoom seen ñun ñoo koy liiral suñu bopp rapidement rek très rapidement ci tënk rek dinañ leen jàngal këyit gi dans quelques minutes bu ko defee ñu mën a xam tolluwaayu Covid 19 bi fii ci Sénégal mais au moment où nous vous parlons fan la mbir yi tollu Coro. fi mu toll El Hadj mooy comme niñ ko constaté fan yi quand même ay cas yoo xamante ni wàññeeku na parce que démb par exemple ci 1166 tests 39 rek ñoo ci ñëw positif donc 15 yi nekk ay cas contact 24 yi nekk ay cas communautaires yoo xamante ni ñi ngi jógee fu mel ni Guédiawaye ak Liberté 6 Ouakam Plateau ak Pikine Thiès Yoff ñoom ñi nga xamante ne ñoo ci am ku nekk 2 cas Jaxaaw par exemple Gibraltar HLM Grand Yoff Kër Massar Mariste Médina Mbour Parcelles Rufisque ak Yeumbeul ku nekk benn cas nga am donc ñoom ñooy 24 cas communautaires yi nga xamante ni amoon nañu ko démb 71 patients lañu testé woon ñu négatif donc ñoom wér nañu ba waroon ñibbi ci seen ay kër 33 cas grave démb nag kenn ñàkkul woon bakkanam ci mbas mi bi mu fi duggee ak léegi on est à 13 987 cas 9 922 yu wér 290 yi ñàkk seen bakkan 3 774 yi ñoom ñoo des ci structure hospitalière yi nga xamante ne foofu la ñuy jëlee en charge lépp lu jëm ci wàllu mbas mi ñu xool bi ñu defee évaluation ci semaine yi nga xamante ne moom la ñu génn te échelle bi mel ni luy wàcc Sénégal quand même bokk na ci dëkk yi nga xamante ne bu ñuy jël ci taux de guérison ci wàllu monde bi yëpp ñoom dañuy nekk ci kaw ci rang bi bu ñu koy jël ci Afrique itamit dañuy daal di jiitu ndax fi mu toll nii am na ay jéego yoo xamante ni macha allah mu ngi am jëm ci jàngoroy mbas mi xam naa ni beneen bilan bi dans quelques minutes lay doon. voilà bu ñu jotee kayit gi rek ñu jàngal leen ko en direct comme ça ngeen xam tolluwaay bi en tout cas mbas maa ngi wéy di def ay ravage fépp ci àddina am nañu ci ànd am nañu ci àndul am na ay anti masque anti mesure barrière ak yooyu yëpp mais terewul mbir maa ngi law on va en parler fii léegi ay minutes bu ko defee ñu wax leen fan la toll fii ci Sénégal numéro yi di affiché wu ci suufu écran bi tamit bu leen fàtte mooy enveloppe yi ñu leen di dimbalee période bi ci 88 628 72 86 numéro téléphone la boo xamee ne bu ngeen ñu woowee léegi ñu am lu ñu leen dimbalee rek mën na nekk 25000 wala lu ko ëpp ça dépendra de soxla bi mën ngeen ñu wax itam bu dee am na nu ngeen dundeek inondation yi wala ndox mi racontez-nous un peu li ngeen dund ak taw bi ci 88 628 22 22 bu ko jaree ñu nit ñu am lu ñu leen dimbalee 25000 daal mooy départ bi 25000 jëm kaw donc on vous attend numéro téléphone yaa ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi ku ne mën naa dugg comme ça ñu jàppale leen fii ba keroog ñuy jeexal yeewu leen bi ci télévision Futurs Médias en attendant Aladji Malick on peut écouter de la musique pourquoi pas balaa ñuy ñëw ci sujet yi ñu leen préparel ñu déglu sama everything Viviane ak Philippe pendant que nga koy préparé ñu xool aussi téléphone yi pourquoi pas ci 88 628 72 86 wala 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 bu fekkee am na ñu nekk ci ligne yi ñu jël leen kenn par kenn mën leen jox ñoom it seen wàll ci enveloppe yi ñuy séddale ndax ñoom ñoo ko moom maanaam yéen a ko moom yéen ñiy seetaan c'est vrai que ñun on a tendance à bu ñuy wax ak yéen day mel ni waxuñoo ak yéen dañuy mel ni ñu leen di yóbbante suñu xaritu téléspectateurs yëpp ñu ngi leen di nuyu fekk yéen la ñuy waxal dañ leen war a wax na ngeen def vous savez vous n'avez pas remarqué ça ñiy génn télé yëpp. dañuy mel ni waxuñoo ak ñi leen di seetaan yooyu dafa naqari xam naa damay teel a dem Gabon allo nuyu suñu xarit yi allo Gabon de laay mujjee dem ayca 88 628 20 20 wala 88 628 72 86 wala 88 628 04 05 wala 88 628 22 22
Mamadou Ndiaye xoolal cours magistral bi ma joxe en quelques secondes day may jox loxo. non dama sori rek. ak mbaf parce que dama tëdd dama pare di waxaat. après réfléchir ni joxe naa cours magistral. en quelques secondes ci télé. barki borom Touba. dëgg la. ñaanal leen ma gudd fan. bilaay dëgg la. petit tey discret nga. waaw man de seetlu naa loolu même constat. tey tu t'es fait discret ba pare climat bi dafa flou. vous n'avez pas remarqué awa fuluwul. dafa flou daal affaire yi dafa flou lan la. I think sedd bi la xaw ma. est-ce que sedd la ñu ngi si. amiin amiin. ñu ngi si. amiin veste bi mu sol moo ko yóbbaale. amiin. we are very tàng. No. man am na feeling cold. Est-ce que yaa ngi yëg li ngay lekk Salamine am na cafka. faale ma la sax. yaa ngi xeeñ bu baax bu ñu indil problème dafa tàng awa. dafa tàng. déet. man de yëguma tàngoor. maa ngi doon bëgg a wax ne ma ne. dafa tàng. dégg nga maa ngi bëgg a wax ne ñu war a indi ànd bi sax def dowe ak yooyu. muy xaw a nugg tuuti. lii nag mooy li xale naan dafa fees mu ngi dee toxa. mi ngi tox mu ngi dee toxa. mu ngi dee toxa. yow mu tàng bu nu ubbi. ñii def ko nii mu ŋayi waaye ko xanaa nii. gisoo ma man. ay moo tax xatu ma kaw ne la est-ce que yaa ngi non lii sax nooy na lii xam nga diisul lii mën nga ko sol sax tàngoor. man de ànd laa doon jéem a commandé fii indi ko because I'm feeling cold. nga taxaw. waay dama xaw a feel sedd. mu ngi dee toxa. maa ngi koy xool mel ni ku tiit. dañ dellu ci petit. xaw coro. petit. loolu neex na amul problème yow préparel ba sama everything mooy bi nga xamante ne actuellement mooy number one sur YouTube et tendance yeeg yooyu yëpp xam naa ne bu ñu tolloon ci disque wala single d'or way bi am na ko. normal way bi dafa am barke entre yaay ak doom la forcément xol la rek ak xol dafa jóge ci seen ay xol duggante ci seen ay xol dem ci seen ay biir xol donc du coup depuis que mu génn juste en quelques jours mu nekk number one waxuma sax ci Sénégal mais ci àddina yëpp de TikTok à Instagram partout sur les réseaux sur 28 04 05 allo. allo oui. kooku Pape waaw. man la Abdou Sène. Abdou Sène na nga def. maa ngi fi. Sène Thiali Demba Sène yaa ngi wootee fan. maa ngi wootee Maris. Mali ngay wootee fan ci Mali. Maris. Ah Mariste ouais, tu as bien entendu. Moi je pensais qu'il parlait du Mali. Mariste fan ci Mariste nga dëkkee. wala Mariste amul ay kontaan ci benn kii. Mariste nu ngeen def ak taw bi mbaa ndox mi sonalu leen. xaw nañoo sonal tuuti rek. ouais mbaa dundu leen ci metti. non. ça va ça s'est bien passé. waaw. ok yàlla baax na. naka njaboot gi. njaboot gi day si rek. joxe nga dépense wala joxe goo dépense. allo. oui. ma ne joxe nga dépense wala joxe goo dépense. joxe gu ma instant yi. ñaata ngay dépense su saa yoo xëyee. yu ma xëyee 5000 rek. junni. waaw. kon xaaral ma may la dépense su juróomi fan. waaw defal loolu. waaw may naa la dépense su 5 jours muy 25000 chaque jour 5000 nga jox ko soxna si wala ki nekk ci kër gi rek. waaw loolu laay def. jeena am nga fi dépense su juróomi fan. ok waaw. ne quitte pas comme ça ñu organise ko xool bat naka nga dee mën a def pour nga dee jot sa xaalis bi. ndax dañu la dee jox sa dépense su juróom sa dépense su 5 days. thank you so much. voilà manday moom affaire de Sénégal bi la. par manday tey ci manday bi daal ku dugg naa la jox sa dépense bis yu la neex manday woy sama nday manday dafa woy sama nday woy sama nday manday yow xamoo monde mooy sama ndey. monday voilà mooy sama nday waaye moom ni mu koy waxee nga la ko laaj yow mi fa dëkk yaa ma fa gën a dëkk. allez ki woote Maris am na 25000 nee na 5000 lay dépense donc 5000 5 jours ça va baax na 25000 dépense su 5 jours la bu amee keneen ku ñëw ñu jël ko 88 628 04 05 bu ñu demee ba 11h bu leen fàttee normalement da ngeen war seetaan buzz wala bruit mooy série bi nga xamee ni bëccëg bi lañ leen koy tegal pour ku bëgg buzz wala ku bëgg bruit allo. maa lay dégg. kooku. man la maman. yow la maman na nga def maman. ça va bien. ça va fan ngay wootee maman. Géejawaay.
fan ci Géejawaay. marché Njaareem. marché Njaareem. waaw. nu ngeen def ak taw bi mbaa sonalu leen. waa tuuti rek. fi mu am na sonal na leen tuuti rek mbaa seen biir kër dundu leen ci ay jafe-jafe. non am na waaye bariwul noonu. ah ben heureusement kon sant yàlla heureusement. ça va dem nga marché demagoo marché. non demaguñu marché. lu tax. dañuy xaar ci kanam rek. da ngeen di xaar ci kanam d'habitude ñaata ngay joxe wala ñaata lañ lay jox wala ñaata ngeen di dépense ci kër gi bu ngeen xëyee. dépense moom fixé wul des fois ñu jox 3000. 4000 ba 5000. ça dépend rek ci ñi lu ñuy ñëwee. ça dépend dañuy yokk waaw ça dépend ci ñi lu ñuy nekkee ci kër gi. ak yooyu d'accord waaye yenn saa yi kër gi bëri nit yenn saa yi du bëri nit. 25000 dina baax pour ngeen dépense ci ay fan. waaw dina baax. jeena may nañ la 25000 boo dépensé ay fan rek. merci beaucoup. yàlla baax na xëy na bu jeexee boo wootee waatee amaat lu ëpp 25000. merci ne raccroche pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw organisé ba nga jot ci sa 25000 yooyu la ay 25000 rek la ñu koy def kon bu ko defee dafay gën a sakkan pour yéen ñi seetaan moo xam Dakar wala hors de Dakar ak fu ngeen mën ci nekk woote leen ñu ngi leen di xaar sama everything Philippe ak Viviane juste après publicité yi on se retrouve bu ko defee ñu àggali jëm Philippe ak waa VQ ñoom ñoo ko produire une très belle chanson sama everything à tout moment dafay jàll li tubaab bi naan rotation c'est ce qu'on dit en radio souvent quand tu as un tube bu génn ba nekk tu es riche voilà Exidex xam naa bu fi nekkoon wax ci rëy moom il nous manque Exidex il est où Exidex ex na mën nañu ko namoon nañu ko lool tu nous manques Exidex tu es où dans le monde fais signe dis-nous quoi voilà depuis confinement bi ba tey kenn gisu ko kenn dégg ko mais bon il va super bien mais il nous manque voilà Exidex xam naa bu fi nekkoon dina ci wax yu rëy yu ñu mën a comprendre ci sama everything si tu comprends yu bëri quoi dinañu wax sax nombre de tenues bi Viviane ak Philippe Sol ci vidéo bi mais malheureusement au Sénégal je gis une famille ak ay doomam ñu way. c'est une première je pense. am na yaay ak doom bu woyoon. man de jëkkër ak jabar la xam ay jali. non mais je veux dire dans même la vidéo que ses enfants je veux dire. c'est vrai il y a Viviane il y a Philippe et il y a Zeyna. je me rappelle pas avoir regardé un truc comme ça. c'est vrai on en voit pas. et puis même yaay ak doom bu woy est-ce que c'est pas une première. gisuma ko fi de. ouais c'est une première. Wally woy na ak woy na. ah oui c'est vrai yaay ak doom je pense que c'est la première fois. ouais c'est vrai que loolu seetlu wuñ ko woon ah. ouais comme ça bu baax. à force de vous fréquenter. xam nga anniversaire bi yëngal na sa bopp bi. waaye whatever it is moom she's a trendsetter. Trendsetter mooy toujours day commencer benn affaire. ñu topp waaw lanceuse de tendance comme ni ñu koy waxee. de mode mooy lanceuse de tendance. voilà Viviane y a des trendsetters. loolu baax na de jàng naa baat bu bees. trendsetter she's a trendsetter. trend mooy. day lancer di indiwaat. comme benn tendance bu kii waaye comme moom she's a trendsetter pañ na ko ba lu su solee dara. day trendsetter moo tax ñu naan lanceuse de tendance. it's a trendsetter she's a trendsetter. elle a du style. thank you. Bye. Bye you was tamit wax na lu garaaw trendsetter. Viviane y a des trendsetters. kii moo dee trendsetter. lu mu dee def rek moom moo ko dee njëkk a def. mais bu dee lu mu sol moom moo ko dee njëkk a sol après ñëpp ñu daal di ko dee sol. bu dee woy moom moo ko dee njëkk a woy après ñëpp ñu daal di ko dee woy. unique macha Allah. unique. c'est vrai ñu femme boo xoolee dañuy gis Bye of course parce que man dama si gis sama bopp. I'll tell you this story anybody ku nekk Gambia dina ma seede si li may wax yëpp. depuis may jàng école bi ma amee ay 11 ans. laa commencé di mime Viviane damay solu comme moom. taxaw som moom léegi comme def comme moom woy comme moom xam nga. léegi su competition amee. comme competition ay concours ay école dem fee. man damay dem solu comme Viviane taxaw di manière comme moom and stuff like léegi may win ay cadeau and stuff like that so depuis boobu ma nekk di ko xool and man tamit may jéem a try to be different. ni muy taxawee ni muy waxee ok. guys you should see me how I dress. of course ku dégg li may wax ma garaaw. est-ce que xam nga ni ku garaaw ngeen toogal. maa dàq sa mboxloo si tey. fu ma ne rek nga foog ni fala.
xoolal rek ni ma ko ne of course. I don't understand. li nga wax tamit dëgg la. dëgg li nga wax noonu la foofu. ma ne nga ne ni ma solo ma ne xoolal ni ma solo rek man nga ne of course. coro joxal ma bàyyi loxo. Terrain Seta. oui ma Terrain Seta. mesure barrière. Terrain Seta. maa la ci yokkal benn yow daal boo kiiwee rek neen indit. Indit mooy lan. en effet. Indit. nee da nga naan Indit. dëgg la. affaire da ngay xaw a kii. waane. ok da ngay xaw a dañ ci boole feeling ko. ok d'accord. jar na lu ne. ñoom xamuñu maa ngi waaj a dem nii ci dem la ñuy wax xaaratoo laa ne ñu naan la ay indi ay dépense nga yóbbaale ko rek indiwuma dara problème. Allez donc Viviane ak Philippe en boucle ci TFM c'est un très beau titre. Messi. Finalement Covid bi téye na ko wala contrat bee ko téye. contrat bee ko téye. ok contrat bee ko téye mooy comme ni ñu naan la montagne a accouché d'une souris mooy c'est-à-dire dañu doon xaar xam na lundi bi passé ne woon naa man gëw ma mu dem. boo xoolee contrat am ak li mu ko lié ak club bi ak gars yi li ñu teg ci ndodom ne bu fekkee dafa war a dem noonu la war a mën a doxalee loolu du ko nangu amul kenn ku ko mën a nangu. te finalement revenir loolu tax mu revenir ci décision. je suis désolé Indeed. Kumba Gawlo ak yaayam woy nañu. ah oui c'est vrai. C'est vrai. Je viens de recevoir une ah ben merci. mais on cherchait nous. on cherchait. jot naa 15 550 messages. de personnes qui me disent Kumba Gawlo a chanté avec sa mère. Merci. on cherchait nous. Je sais que vous êtes là. bu doon concert la damay jékki-jékki ne leen est-ce que vous êtes là. Alhaji Malick Imam nga ni. kan. père nee na père Oudia ak Adiouza. ah bah oui c'est vrai. réalisateur nee na dafa bokk ci affaire bi nii te Imam la de moom yàlla téere yi rek la xam mais nee na père Ouza ak Adiouza xaaral ma def ko. mais ñi ko joxe sax exemple méngóo na dafa mel ni ak jëmm bi tamit. c'est vrai donc baal ma indi. non c'est bon. Messi. du am jàmm. mais bu la tooñ nga xam nga mooy Viviane. indi ñu ngi doon wax ci Messi. oui. effectivement ñi ngi doon wax ci Messi ci àjjuma ji def na benn interview bu mag. ñu ngi seetaan émission bi di kon 2500 messages yu may wax ni Kumba Gawlo a chanté avec sa mère. Alaaji Malick teg maa génneel wooy boobu. ay nana naan yoo wuyoo ma génneel ma ko comme ça ma teg ko pour confirmer effectivement que Kumba Gawlo a chanté avec sa mère parce que voilà Viviane a chanté avec son fils on pensait que amul beneen waykat boo xamante ni way na ak doomam c'est bien waykat bu jigéen surtout yaay ak doom donc Kumba Gawlo ak yaayam elles ont chanté ensemble génneel ñu ko Indeed Messi ñu dellu ci Messi Messi comme ni nga ko wax Lionel Messi ak transfert bi nga xam ne créé na benn tollé créé na benn boom bu rëy ci àddina bi média yëpp doon ko wax di ko relayer d'ailleurs moom dafa mujj dem sax ba Google boo tapé Messi rek nga gis ni barre de recherche yi turam moo gën a fes li ko waral mooy yaakaaruñu woon ci at yi mu def yëpp moom bi mu ñëwee Barcelone 13 ans bi mu amee 13 ans ba léegi nekk ci Masia bi nekk ci def carrière bu am solo wax nañ fi lundi bi passé ci li mu am ci ay trophée fi mu jot a jaar ak surtout trophée individuel ak collectif ñu ko doon xaar nag mu annoncé woon ne moom fi mu ne nii xelam dafa nekk ci biti maanaam ci beneen club bu dul FC Barcelone ñëwaat na ci nag revenir na ci décision bi ci week-end bi la def benn interview bu mag ak Google ak benn site bu tudd Goal wala benn média bu mag bu nga xamante ni ci la daal di joxe explication li tax mu war a toog daal di ne contrat yeeg ak jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy dund waaye du woon club bi du yegg ak moom foo xam ne dañuy yegg ci ay procès ak yëf yooyu yi nga xamante ni moom pour moom dafay yàq deru club bi looloo waral moo ko gën a encouragé mu toog en tout cas papaam sax mujj gi daal dinay ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy waa FC Barcelone noonu nag wax na différence yi nga xam ne am na ko ak ki nga xamante ni mooy président FC Barcelone bi nga xamante ni actuellement wax na ni ñoom ñaar kii di président bi nga xamante mooy Bartomeu daf ko jàppee comme koo xamante ne dafa respecté wul kàddoom ci ay contrat ndaxte yàgg na leen wax ni moom mii kat yëf yi bu jëmee kanam moom dafa bëgg a jóge ci club bi mais li ci mën a am solo daal mooy contrat bi nga xamante ne mujj gi clause bi nga xam ne teg nañ ko ay 700 millions de dollars euros yoo xam ne dañ ko fi teg daan ne
bu bëggee génn foofu la mën a jaaree nag loolu nag nee na du fa jaaree ndaxte bëggul yóbbanteeg wala demanteeg club bi di FC Barcelone mooy club de këram foo xamante ne ay mbiru justice la wax na sax relation bi nga xam ne ay doomam am na ko ak club bi ndax nee na doomam sax mujj gi da koo ñaan pour mu toog te loolu yëpp nee na da koo dajale réfléchir xool bu baax daan ne meilleure solution daal mooy desaat ci saison bi ba contrat am jeex di fàttali ni contrat mi ngi war a jeex ci atum 2021 ñenn ñi nag ñi ngi njort ne bu fa jógee bu contrat bi jeexee da fas yéene wu ko daane renouveler maanaam dina dem découvrir yeneen championnat te loolu nag ñi ko doon xaar bari nañu def nañ sax benn sondage démb ñu ngi koy gis daan ne supporter Barcelone yu bari daan nañ ñi yaakaaruñu woon ne Messi dina toog ñoom pour ñoom jàppoon nañ seen bopp ni saison bii di ñëw ñoom Lionel Messi du bokk FC Barcelone li ñu ci mën a jàpp nag moo di finalement moom décidé na des ci FC Barcelone moom Lionel Messi gannaaw benn interview bu mu def ci Goal daan ni joxe explication li nga xam ne moo ko naqari ci club beeg fi mu jot a jaar ak président beeg ak kaddu yu jiwaloo yi mais surtout waxtaan bi nga xam ne waxtaan nañ ko ba juboo daal di am. Voilà donc finalement il reste day rester. Barcelone day resté Barcelone. moom Messi. on revient ici au Sénégal pour waxtaanee Ligue 1 bi. ak 5 clubs yi nga xam ne nii ils ont payé. waaw ñoom ñoo jot a fay joueurs. voilà ñoom ñoo jot a fay seen ay joueurs depuis ba pandémie bi mois de mars bi nga xam ci lañ arrêté championnat bi 5 clubs kese ci 28 clubs yi nga xam ne ñoo ëmb Ligue 1 ak Ligue 2 mi nga xamante ni ñoo di daal di loolu nag xibaar boobu ñii di waa syndicat des entraîneurs bi nga xam ne bi ñu ko sosee yàggul ñoom ñoo di joxe xibaar boobu loolu waral ñu def ci ab gëstu daal di xool li tax juróomi club yooyu rek di fay seen ay kii xam naa sûrement moo di jafe-jafe moyens yeeg yenn club yi nga xam ne toujours benn président moo koy am mooy financé donte nag bu ñu amul subvention yeneen club yi dañuy dund jafe-jafe te ñu toog lu nar a toog fukki weer yoo xamante ni ndaxte nee nañ lii war a démarrer championnat bi ñu ngi ko jàpp ci janvier 2021 dégtal nañ leen ci benn élément mën nañ leen koo dégtal te ñëwaat. footballu Sénégal juróomi club rek ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo jot a fay seen ay joueurs wala entraîneurs depuis ba ñu arrêté lii di championnat bi ci weeru mars bi ñu génn boobaak léegi mu nekk constat boo xamante ni waa syndicat bi ëmb entraîneur footballu Sénégal yi ñoo ko xamal mu nekk it jafe-jafe yi nga xamante ni ñëw na dolleeku ci gannaaw feebaru coronavirus bi nga xamante ni moo taxoon ñu arrêté championnat bi ci weeru mars bi ñu génn te d'ailleurs loolu dina gën di wéy ndaxte waa fédération ci seen kàddu comité exécutif bu fédération fësal nañ ni championnat bi du reprendre gannaaw bu ñu dugg ci atum 2021 bu ñu ko gën a jàppee ñu ngi ko jàpp le 2 janvier ci atum 2021 mu nekk ay jafe-jafe yu metti yoo xamante ni club yi ñu ngi koy dund li ko waral club boo gis lu ci ëpp benn nit moo koy gérer maanaam mooy financer lu ëpp ci club bi loolu waral bu club bi amee jiixi jaaxa bu ndaw ñëpp daal di koy yëg ba fi corona duggeek léegi nag championnat bi arrêté club yu bari fayuñu seen ay joueurs ak entraîneur moo taxit ñëpp di yuuxu wàllu ci diggante bi yëf yi fas yéene gën a yokk maanaam dinañ toll fukki weer yoo xamante ni duñ leen fay yu ci ëpp ci ay club yi moo taxit yenn ci président club yi wala yenn club yi di ñaxtu wala ñuy xaar lii di subvention waa fédération sénégalaise bu football bi nga xamante ni jot nañ ko ci waa CAF wala waa FIFA ngir gën a mën a soqaliku en attendant ñu démarrer lii di championnat bi ñu jàpp ci at mii di ñëw di atum 2021. Seuls 5 clubs la ñu fay donc ak ci Ligue 1 bi. waaw ci Ligue 1 bi ci 28 yoo xam ne wax nañ ko sànq ci moo ëmb Ligue 1 ak Ligue 2 li ko waral nag wax naa ko ci biir élément bi moo di jafe-jafe yi nga xam ne club yi d'habitude benn nit moo koy gérer mooy financer li nga xamante mooy paiement yeeg jafe-jafe yi li nga xamante ne mooy ëmb club yëpp ni club di doxee buñ toogee ay weer yi nga xam ni dara ñëwul amul rentrée d'argent amuñu subvention donc loolu li koy waral toujours mooy indi li nga xam ne mooy ñàkkum payoor yeeg ñàkkum fay ay joueurs yi loolu nag wax nañ ko ci mais surtout ñoom ñi ngi xaar lii di subvention bi nga xamante ni waa CAF jox nañ ko ñii di waa fédération sénégalaise bu football mais surtout waa FIFA aussi moo waral ñu gën a mën a soqaliku en attendant dinañ xaar lu tolloog fukki weer li ci des bareetul fii ak weer mois de janvier 2021 bi nga xam ne moom lañ jàpp ni waa fédération préciser nañ ko gannaaw seen comité exécutif bi nga xam ne def nañ réunion bu yàggul daan ne championnat bi war na reprendre ci atum 2021 ci mois de janvier incha allah. voilà balaa ñuy ñëw ci beneen point bi ba tey rek Viviane ak Philippe ñu ngi may corriger rek di ma indil ay affaire sama benn yaay boo xamante ni maanduwul nee na ma njole ak yaayam ma ne ko amul benn problème jërëjëf Dieng yàlla waxu kenn dara nee na ma njole ak yaayam amul benn problème point bi ci topp maa ngi ñëw ci problème wu sama invité bi Viviane terrain setter i dina coow terrain setter yow tamit saa yu génnee dem saa yu génnee gën Viviane saa yu génnee indi coow
terrain 7 sama yaay ji manduwul nee na ma Ndiolé ak kii jërëjëf Dieng amul benn problème Ndiolé ak yaayam Modou. match amical Sénégal Mauritanie bi leer na ci bopp yi wala leeragul. waaw leer bon waa fédération Mauritanie bu football ñoo ko annoncé ci seen compte Twitter annoncé que ni le 13 bii di ñëw maanaam le 13 octobre li ñu ko jàpp ne match Sénégal Mauritanie dañu am benn match amical waaye fii di waa fédération Sénégal bu football ak ay interview yi nga xam ne Aliou Cissé jot na ko ñoom ñu ne amaguñu dara lu leer mais liñ ci mën a jàpp rek comme que waa fédération sénégalaise waa fédération mauritanienne bu football ñoom annoncé nañ ko ñi ngi jàpp ni am nañu ay confirmation autorité wala ñi nga xam ne ñoo ŋànk footballu Sénégal bi ngir ñu amal match boobu jàpp nañ ni match boobu ñu ngi ko fas yéene am ci le 13 octobre fii ci Thiès mu nar a nekk sortie bu njëkk ci gannaaw ba nga xamante ni mbirum coronavirus am na fekk ay reporté yenn compétition yeeg yenn ndaje yi lu ci diggante bi Sénégal football woon amul woon rassemblement comme Europe ni nga xam ne mi ngi koy am léegi France ngi joué ak yeneen équipe yeeg ak compétition yi nga xam ne continué nañ ko mais respecté wàlle mesures barrières yi liñ ci jàpp nag moo nar a nekk sortie bu njëkk gannaaw ba fi Covid bi dugg see léegi ci équipe nationale bu Sénégal ñu ngi ko jàpp le 13 octobre fii ci stade Lat Dior bu Thiès. voilà Kalidou Koulibaly il dit quoi. waaw moom Kalidou Koulibaly nag transfert am bi moo jur ba léegi jiixi jaaxa ci yenn bopp yi ndaxte waa Manchester City ñi ngi koy xaar ñi ngi jéem a négocier bu baax ak waa Naples gi nga xam ne fa la nekk ba yëf yi di gën di avancer ci prix yeeg gën a officialiser semaine bi sax déjà nañ jàpp nañ ne yëf yi dina gën a mën a leer waaye démb ci benn interview bi nga xamante ni waa kii di directeur sportif bu Paris Saint-Germain di Leonardo préciser ne que ni moom xelam mi ngi ci défenseur sénégalais bi ndaxte ki ñu amoon di Thiago Silva dañ ko daal di jaay fële ca Angleterre ak Chelsea ñoom jàpp nañ ni ki ko war a mën a remplacer seen xel mi ngi xalaat kii di défenseur sénégalais bi di Kalidou Koulibaly te ñoom dañ ci def ay jéego def ci seen kéemtalaay kattan ba jéem a am kii di Kalidou Koulibaly di fàttali ni li tax mu li téye transfert am bi mooy waa Naples dañuy doon laaj ci moom le plus de 100 millions d'euros la ñuy xaar ci moom te donc loolu nag ñu ci bari dañu gis ni dafa cher trop ba ñenn ñi teg nañu ba ci ay 80 ba 70 millions d'euros yoo xamante ni jàpp nañ ni loolu bu ñu ko amee war nañ mën a am défenseur sénégalais bi waa Naples nag dañ gën a yéegal baar bi te yëf yi dafa kawe waaye njortu nañ ni semaine bi dinañ am lu leer ci moom ci diggante Manchester City wala Paris Saint-Germain mais pourquoi pas ça c'est Barcelone Pape Cheikh. voilà ñëpp xaalis bu bëri bi footballeur yi di gagné. dama ne woon dama koy laaj Alassane Seck. ñu ngi koy nuyu RFM Londres. fan lañ koy dugal pour ñoom la. pour ñoom la mais dafay am ay xam nga dañuy dégg ñu ne la jaay nañ diw bonus y compris dafay am bonus yoo xamante ni ñoom ñi agent yi ñuy dox transfert yeeg yooyu ñoom dañ ci am commission bu mag. joueur yi ci boppam dañ ci mais majeure partie nag joueur bi mooy jëfandikoo xaalis bi. ak club bi mu jógee. waaw club yi dañuy jël dafa ay pàcc la nañ ci ñëw sax loolu gën ko leeral ndax ci pàcc ay pàcc la dafa am loo xamante ni joueur yi moo koy jël am yoo xamante ni transfert bi club bi la ndaxte boo gisee club bi bu ñuy aj yenn baar yi club bi moo ciy bëgg jël parce que dañuy bëgg seen xaalis dara ñu ngi rek di feeñ rek amuñu dara fi ñu oui te ma nekk joueur wala agent joueur au moins pour avoir de l'argent bu der yàqoon a aajo fajo waaye chaque jour nga génn mais agent rek peut-être di nga am xale buy football wala yooyu macha Allah mun naa nekk agent de joueur ah parce que dépassé naa football quand même yow mosoo fekkee sama football xam naa maa ngi imaginer pas pour guddi laay football guddi yi gën a xewal yi xale yi xewal ci stade privé yii à partir de 20h. tul nañu suñu équipement ba balaa ñuy génn dañuy futik def nii ci biir kër gi tiital. sérieux xamal ndaw si ak xale yi ñu tiit papa Paro sport dem ba fenn kat waaye damay xamante ne nii xamante ñëw ban heure. ay heure yooyu noonu bu ma demul sport damay defaale sama yaram ay suuf ak yooyu yëpp. ñëw na ay xaw naa rey boy yi. ndekete yoo da ngaa basket ji woon. man maa ngi doon imaginer Pape ci ngéwéleem war a football bëccëg comme ni nga koy waxee. dem ba kon fekk fu mu dugalee bi team yow balaa ngay dugg. parce que nee naa la da nga war a jàkkaarloog war a taxaw naan ko. yéenam sa tànk bi naan ko. te connaissant. et en tout cas c'est beaucoup d'argent. c'est beaucoup d'argent. voilà. loolu la ak léegi médias yi dañ ci jouer rôle yu bari sponsoring yi ci biir gën a sur championnat bi ndax boo déggee jour bu naan la yu bëgg a dem ko Angleterre mooy xaalis bi la ñuy njëkk a xalaat parce que mooy championnat bi ñu gën a médiatisé yeneen joueurs yi yeneen championnat yi gis nga xaalis bu bari bi ñu ciy def boo dégg ñu naan la
damay dem ni ay transfert jour temps jox nañu ay plus de 100 millions d'euros loolu dafa yéeme club bi nag da ciy am lu bëree bëri parce que ñoom loolu la ñuy mën a jëlaate après doo ko defaat seen marchandage ci yeneen joueurs yoo xam ne dañ koy mën a jënd ay jëndal ma jaay la comme que dafa nekk nit nag il faut mu am ay transactions yu muy jaar ndaxte ñi nga xam ne ñooy agents yi ñi ngi ci biir ñeneen ñi nga xam ne ñooy facilitateurs yi mais toujours nag ñooñu dañuy nekk ay personnes yoo xam ne dañuy crédible ndaxte joueur bu nekk dafa am agent am ay chargé de communication am ay ci benn équipe la toute une équipe derrière yoo xamante ni ñoom toujours transaction joueurs yi dafa am ay effectif dafa am loo xamante ni ñoom loolu moo leen war. loolu mais je pense que même lu ñuy waxee aussi ci football bi ce serait bien aussi ñu expliquer ñu parce que tu vois ici beaucoup de jeunes dañ lay naan dama bëgg dem ci kaw football yi dama bëgg dem te parfois ils sont pas dans des clubs. Est-ce que tu penses que nit bu nekkulee dara sax ci club wala nga jékki saay dem bitim réew est-ce que mun nga dem adhérer dans un sauf mu nekk chance bu mag am na léegi moom mais foog mu nekk chance bu mag mais léegi d'habitude xale yi leen di gën di insister mooy ci ñuy intégrer centre de formation yi loolu moo gën mais nag talent mën na am ba nit xaw ma chance benn Pape Cheikh mën na nekk agent joueur romb benn xale bu mën talent mën a football romb ko ne kii dama ko bëgg a jël bu ko fekk ci dara mu jël mais ñenn ñi ngay gis nag toujours loolu nag jafe na sur 1000 ba nga wax benn lay doon benn mën na am si dañuy def test mooy agent mooy centre de formation yi dañuy def ay tests annuels yoo xam ne dañ koy def chaque année dajale ay jeunes catégorie par exemple ñu juddu atum 2005 ba 2000 ci dañ leen soxla ñu judd ñu amagul 15 ans wala 16 ans wala 17 ans parce que football xale tamit ndax petite catégorie la ñuy jël di leen former ndax boo leen dugalee ci biir centre yi dañ leen di jàngal leen jox ñuy lekk ñuy naan te duñu fay mais aussi il faut ñu am talent ndax ñoom tel talent boobu nag ci lañ mën a comme par exemple je mooy joxe exemple moo xam mooy génération foot wala jàmbaar wala yeneen centre de formation yoo xamante ni joueur bi xale lay doon mais dañuy nekk ci biir ñu leen di soxla ñuy jouer ay compétition mooy jouer ay kii di def ay test nag di ñëw par exemple moom ñoom ngay gis ñu naan la ñoom dañuy affilié bu fekkee génération foot la dañuy affilié ak Metz d'habitude seen joueurs yi ñoom directement Metz la dañuy dem dans son élément il est content non non li mu wax ba xam naa ne li tax mu posé tu es dans ton élément tu es content vraiment doy na waaw voilà xam naa su ma nekkoon footballeur bu mag sama yaay nekk sama manager bokkul pourtant am na nag am na joueurs yi nga xam ne seen ñii si seen leen mooy genre comme bu ma doon ñëw bu ma waree ñëw Sénégal vacances yi ngeen war ma invité sport à la une du ma ñëw mooy ñëw li may fàttali benn jour Rabiot dafa am benn jour bu nekk France Rabiot yaay ji moo géré lépp vite fait dénkaanewul doom moom vite fait wax na dëgg moom Fatou Ndoye bu ma soxla mooy ñëw toog expliqué ne waaw sama doom ci terrain bi ku mel ni Neymar est-ce que waxuñu woon yaayam day gérer ay affaires non papaam plutôt papaam Rabiot la yaayam am na benn joueur français bu ñu boo xam ne intégrant moom yaayam moo géré ay gestion beeg yenn parfois nag maire yi dugal ko ci ay problème ndaxte moom boo xam ne Rabiot xaar ma bañ a sori ndaxte pas général temps bi mais Rabiot moom parfois jafe-jafe yu ndaw yi mu am maire bi ci la bokk yaay gi ci la bokk léegi la bëggee dañ lay bàyyiloo sa meilleur xaritu sport club bi bu ko solusi ni mu la xoolee baaxul dañuy liggéey yooyu yëpp dañ la koy wax maire yi yàlla ko kenn dara léegi Mamadou Ndiaye bàyyi noonu rek ba tey ci guddi en première partie de soirée di ngeen amaat toutes ces infos concernant tàggat yaram màggal gi la ñuy waaj oui yegg si na daanaka ñu am at bu jot ay mbir yu baax yu muy jur ci wàllu koom mais ren ak ni Covid bi demee nan la waajtaay bi demee ak opérateur économique yi on en parle tout de suite avec notre économiste maison n'est-ce pas? voilà Pape Cheikh màggal bi tout le monde se pose des questions par rapport ak nan la nar a demee ak frontières yi nga xamante ni flux de marchandise bi wàññeeku na ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi amoon njaax est-ce que dinañ ko def réellement si yan contexte ak seen commande yi ndax instant bi dafa nekk période boo xamante ni bu màggal daan ñëw ba mu des un mois nit yi nga xamante ni dañ fa war a liggéey ñu ngi commencé dem yóbbu seen marchandise yi ut ay cantine ak yooyu dem nañ nag def benn micro trottoir ay ñi nga xamante ni ñoo ciy liggéey maanaam jaaykatu ceeb dëwlin fruits ak yooyu ñu wax ñu ñoom ci contexte Covid bi nan la ñuy préparer màggal bi ñu dellu si waat. waaw màggal Touba yi comme ni ko sëñ Touba santaane rek at bu jot dañuy ñaan mu yokk jëm ci kaw ca kanam mooy que ni ñun ñoo ngi koy waajal ci côté yëpp moo xam ci fruits yi am moo xam yi fruits national yi comme yu nekk ci région bi ak yi xam ni international la. moom ñu ko doon préparé ba léegi ñu ngi koy préparé noonu waaw ñu ngi ciy commencé di dugal bagage yi di ci am yaakaar bu baax. ci màggal gi comme nam daan amee ñoom ñu ngi koy préparé comme nam daan amee daal lépp loo xamante aju na ci wàllu bagage bu ñu daan am rek ñu ngi jéem a yokk stock bi pour di ko préparé bu soobee yàlla. importation bi nag ñoo ngi ci kaw fu mu toll nii bagage yi ñoo ngi koy gën a indi par programme màggal bi
su ko defee lépp loo xam ni lu jëm ci màggal gi la ñoo ngi koy waajal commande yi dañ koy multiplier di ko yokk. clients yi daan am ñëpp moom ñu ngi woo comme ni ñu daan woowee di wax ne ñu ngi waaj pour préparer màggal gi bu baax a baax a baax waaw loolu moom ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax. waaw chiffre d'affaires yi ci màggal bi moom waaw alhamdulilah li ñuy wax chaque année ndax boo xoolee màggal gi dana événement boo xam ni bu nit dul fàtte la événement la boo xam ni nit ku nekk da nga ciy def loo xam ni daawoo koon def ci at bi te di ñaan yàlla boo ci mën a am ñaar ba ñett dinañu arranger trop. par exemple boo xoolee bu fekkee da nga doon indi benn wala ñaar ci weer bi nga xam dafa tombé ak màggal bi da ngay multiplier ñaar yooyu nga daan indi wala ñett yi nga daan indi su ko defee loolu lépp jëm ci màggal gi moo tax te boo xoolee après màggal bi boo xoolee suñu chambre froide daanaka léppay jeex. parce que boo xoolee ci ginnaaw xañ na jamono ji sa xaw na tane tuuti mais ci ginnaaw bi ñu tëjee ci la gënoon métti parce que boo xamante ni tey ngénte amul màggal amul benn xew-xew boo xamante ni tey daan na am rek nga xamante ni moo daan tax suñu liggéey bi di gën a yëngu rek xew-xew yëpp dafa arrêté woon mu jàppoon ñu lool mu metti woon lool ci ñun mais wax dëgg yàlla màggal Tuubaa gi rek tax na ñu gën a am yaakaar ci ne danañ ko am nañ ko daan amee bu soobee yàlla incha allah am nañ ci yaakaar bu baax a baax. waaw commande yi bon bi corona bi ñëwee dañoo dugg ci période confinement te boo indee bagage amoo koo koy jaay wala gisoo ko koy jënd ñëpp resté chez vous lañ waxoon ñëpp toog seen kër yi kon liggéey amatul foofu chiffre d'affaires bi day wàcc mais par rapport ak instant bi ñu jëm ci màggal xëy na ku nekk màggalee këram xëy na tamit ñëpp daje Touba bu ci munti am rek xam nañu chiffre d'affaires bi dina yëgaat tuuti. voilà mu ngoog donc màggal gi loolee ñoom ñu ngi yëngu ci wàllu ñënd meeg njaay mi ñu tuddee leen ay opérateurs économiques ñu joxe ci seen xalaat ci waajtaay gi. voilà Pape Cheikh donc ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ñoom ñëpp ñu ngi waajal li nga xamante ni moom mooy màggal gi maintenant peut-être beneen waajal boo xamante ni day nekk ci yeneen conditions c'est-à-dire ñu jël seen ay matuwaay gis nañ li nga xamante ni murit ñu ngi koy waajal mooy masque yu bëri pour nit yi nga xamante ni dañ fay dem ñu mën a sàmm aar seen bopp aar ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tasel mais si on reste sur le plan économique maanaam dara wàññeekuwul dara yokku ci wala boog su yokkuwul sax du wàññeeku ndax ñoom nee na ñu ngi xaar seen marchandise ñu ngi def seen ay achat ñu ngi préparé seen stock yi nga xamante ni moom lañ doon commandé moom lañ commandé waat yaakaar ni nit yi dinañ ñëw maintenant on se pose la question de savoir par rapport ak contexte bi xam nañ ni màggal bi ñi ko gënoon yor mooy moodu yi muy sénégalais de l'extérieur yi dañ doon jël ay vol plein nga xamante ni ñëpp si màggal gi lañ doon ñëw est-ce que par rapport ak vol yi nga xamante ni bëreetul période bi ñu nekk ak tamit yenn dëkk yi nga xamante ni dañu tëj seen frontière ak Sénégal muy nekk ñi nga xamante ni ñoo nekk si Union européenne bi est-ce que ñoom bu ñu bëggee ñëw est-ce que dañuy teel a ñëw voilà est-ce que dina yomb ci ñoom ci ay sénégalais yu bëri yu amul kayitu Sénégal peut-être kayitu foofu la ñu am dugg Sénégal duñu mën a dugg Sénégal ba pare prix vol yi billet d'avion yi dafa cher ci contexte boo xamante ni moodu yu bëri liggéeyuñu aussi te boo xoolee màggal bi dafa nekk activité boo xamante ni sur les 3 jours lu dinañ am ay flux financiers yu toll ci 250 milliards yoo xamante ni dinañ ko manipuler par rapport à cet événement est-ce que ñoom xaalis bi nga xamante ni dañ ko daan indi ci màggal bi dinañ jotaat xaalis boo xamante ni la toll parce que ñoom ñoo doon yor ménage yi nga xamante ni ñoom ñooy accueillir nit yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy pèlerins yi parce que Touba dinañ fa xaar lu toll d'habitude ay 3,5 millions de personnes yoo xamante ni dañuy màggal si donc c'est tout beaucoup de questions yoo xamante ni ñu ngi koy poser commerçants yi aussi noonu lañ koy poser woo xool ba xam ménage yi nga xamante ni dañ doon wax seen dépense ci màggal bi au minimum par jour da doon nekk entre 100 000 ak 1 million par jour te dinañ ko dépenser pendant une semaine c'est-à-dire des jours avant et des jours après est-ce que dinañ amaat pouvoir financier boobu pour mën a assurer li nga xamante ni moom mooy dépenses yooyu ñu doon def c'est tout beaucoup de questions yoo xamante ni ñu ngi ciy posé wu semaine prochaine dinañ waxtaan ni Pape Cheikh ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor commerce intérieur ñu xool aussi gouvernement bi nan lay waajalee màggal bi par rapport à toutes ces dépenses yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ak acheminement marchandises yi Pape Cheikh. Voilà. Touba beneen dëkk la. beneen dëkk la avec ses réalités. bah oui beneen dëkk la màggal geeg ay réalités comme on dit loolu gëstu bi am na solo ñu ngi la ci gërëm bu baax Maymouna 10h46 mooy doog a jot bu leen fàtte numéro yi affiché wu ci suufu écran bi lu wax ji bëri à tout moment mën ngeen ñoo dagg dugg bu ko defee ñu jox leen ci enveloppe yi ñuy séddale mu doon ay ndimbal yu ñu leen di baaxee fii ba ci kanam ci 88 628 72 86 période bi nag ku ne xam ne ni période du solidarité la
ay initiative yu am solo le Sénégalais yi di jël xam ngeen ni bi crise bi tàmbalee ba tey Mado mooy dem di seeti association yeeg Sénégalais yi nga xam ne ni ñooy dox ci jàppal ma jàpp ak crise Covid 19 bi alors tey nga dem seeti association boo xamee ni ay jigéen ñoo ca ne nekk jëppal Derklé ñoom dañoo joxante loxo ngir xeex lawu Covid 19 bi. waaw effectivement Baye Cheikh comme ni nga ko waxee donc association bi mi ngi wuyu ci turu AFDL maanaam mooy association des femmes pour le développement local ci noonu nag ñu rencontré ki nga xamante ne moom moo di seen présidente di Khadjatou Sène Diallo ñu demoon taataane ay kàddoom ñu àndandoo dégluandoo ko mbokku téléspectateurs yi. dégg lii. des femmes pour le développement local dafa nekk association boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 2009 dans la commune de Dieuppeul Derklé rôle am nag en général mooy la promotion de la femme développer activité génératrice de revenus. waaw ñu ngi am liggéey bu rëy nag parce que bi mu commencé rek ci mois de mars bi noonu association bi yëpp dañoo toog waxtaan seet maanaam ñi nga xam ne ñoo ci dirigeant yi ñu toog waxtaan seet nan lañu mën a xeexee feebar bi mais surtout nan lañ si mën a xeexee ci côté jigéen ñi. parce que jigéen moom dañu jàpp nañ ne moom moo yor kër gi moom moo yor xale yi et cetera donc dafa bokk ci personnes vulnérables yi bien biñ ci waxtaanee ba pare ñu ne nañu jéem a seet lan mooy geste barrière wala mesure barrière yi nga xam ne bu ñu ko defee war nañ fee mën a jëlee mbas mi gis ne bi ci njëkk mooy port masque maanaam nit ñi di takk seeni masque waaye ñu jël ne obstacle peut-être mooy nit ñi fu ñuy amee masque ci loolu nag comme au niveau de l'AFDL dañu am benn structure de coupe et couture mu am fa 30 femmes yoo xam ne liggéeyu ñaw rek la ñuy def ci la ñu tàmbali ak seen ay professeurs ñu commencé confectionner ay masques yooyu fi ñu toll nii si 3e étape bi def nañ ci presque 1000 masques yoo xam ne jigéen ñi ñoom ñoo ko ñaw njëkk nañ def 500 defaat 800 masques def nañ 1000 masques am na yeneen masques yu ñuy defaraat mais yépp dañ koy defar pour jàppale askan wi pour ñu mën a xeex feebar bi beneen bi aussi mooy production eau de javel pour defar ay kit d'hygiène yoo xam ne dañ koy jël distribuer ko ci kër yi ndax ñu ngi koy def pour jàppale nit ñi ci lavage des mains beeg ak may leen ay lavoir yoo xam ne moo leen di permettre kuy dugg ci kër gi mën a raxasu booy génn mën a takk sa masque. bu njëkk bi nit ñi dañuy jóg bu njëkk sensibiliser nit ñi vraiment am ñu conscientiser leen ba nit ñi vraiment doon fagaru à un moment donné mu mel ni dafa am relâchement boobu nag toog diir yàgg peut-être loolu moo tax sax feebar bi gën a duggaat bu baax les gens ont tendance à dire que il faut apprendre à vivre avec la maladie. Moi je dis qu'il faut apprendre à combattre la maladie parce que feebar bi ku yàkkamti rek boo deful ndànk da ngay lâcher te euphorie bu njëkk bi daal moo amoon mais constat bi ñu def ñun ñu nekk ci terrain bi xam nañ ne nit ñi lâché nañ du lest bu baax a baax nit ñi vraiment même boo leen di may kit sax dafa mel ni danga leen di saraxu pour may leen ko parce que nekkatuñ sax ci mbir moomu te li ci grave mooy feebar bi tey la gën a yokk cas communautaire yi tey la ñu gën a yokk vraiment feebar bi tey la gën a law donc tey je pense que nit ñi ci lañ waroon gën a jóg gën a respecter mesures barrières yi mais yooyu yëpp boo xoolee am na relâchement bu doy waar bu ci nekk. Khadijatou Diop Diallo moo leen jiite moo yore kuréel boobule doon expliquer li nga xam ne moo jëm ci seen taxawaay ca seen gox. waaw et c'est important. c'est important Baye Cheikh maanaam boo dëkkee ji gox baax na léeg-léeg aussi man bañ a xaar état di bay sa waar ci li nga xamante ne moom moo di gox boobu ndax bu lépp sottee yéen ñëpp lay jëriñ comme ni ñu ko waxee donc benn association la boo xamante ne ñoom ñi ngi ko créé depuis 2009 donc ça fait 11 ans léegi mi ngi existé seen objectif nag maanaam mooy jàppale li nga xamante ne moom moo di soxna yi donc promotion de la femme di renforcer li nga xamante ne moom moo di seen capacité waaye di développer aussi parfois des activités régénératrices de revenus pour jàppale toujours comme ni mu koy waxee soxna yi ndax xam nañ ni àddina dafa métti
metti mais tegaat nañ fa aussi beneen politique de sensibilisation boo xamante ne day jëm ci wàllu jàngoro yeeg yooyu lu mel ni ay cancer du col de l'utérus et tout ça mais nag ñoom côté mbir bi ñi nga xamante ne moom la ñu gën a utiliser mooy comme par exemple cours yi nga xamante ne dañ ko fay joxe moom laa doon wax sànq mooy volet éducation ak formation bi nga xamante ne dañuy def donc dafa am ñenn ñoo xamante ne dañ fay nekk dañuy jàng li di couture ñenn ñi aussi dañuy jàng di defar ay mbir ba tax na ñëpp ñi fa nekk di jublu ci wàllu couture bi ñoom dañ leen defal loolu li nga xamante ne moom moo di ay masques yu bare bare lu toll ci 1000 masques waaye ñeneen ñi nga xamante ne aussi dañuy def ay formation dañuy jël li di ay seen eau de javel bopp defal ko seen bopp de ce fait ci nañu décider def li nga xamante ne moom moo di ay don def ay kit sanitaire yoo xamante ne day am ay eau de javel yu ñu defal seen bopp ak yooyu ak xeet yi ci dem yëpp lu mel ni ay alcogel ak yooyu jàppale ko di ko jox li nga xamante ne moom moo di askan bi ak lii di masque yooyu nga xamante ne dañu doxantu jox ko ñi nga xamante ne moom moo di ñi ko yellool parce que loolu mooy butu association mais li ci gën a neex rek mooy juste que des femmes ñoom ñoo fa nekk di ko def teewul nag parfois aussi dinañ toog di def ay causerie waxtaan pour jàppale jigéen ñi te tout le temps ñi ngi wax ci genre waxtaan yooyu baax na léeg-léeg ngeen di toog yéen jigéen di waxtaan di sottante xalaat pour nag trouver li nga xamante ne moom moo di ay solution parce que c'est important la plupart dañuy naan jigéen ñi dañuy xarabante mais ñoom je pense que elles ont eu la belle initiative de toog di lëkkaloo wut lépp loo xamante ne yokkute jigéen la avancement jigéen la ñoom ñu di ko fa def mais leneen nag par contre loo xamante ne mooy problème yi ñuy am nee nañ seetlu nañu que bi pandémie tàmbalee ñun ñëpp gis nañ ko sax je pense que au niveau du plateau benn euphorie moo amoon koo ci gis ku ci nekk mi ngi indi ay masque ku ci nekk mi ngi indi ay gel mais malheureusement gis nañ ni en ce moment il y a un relâchement total kenn defatul dara pour nga may sax nit ki masque di ko jox sax à la limite yow da nga koy saraxu pour may ko je te jure bàyyi da ngay jox mu ne la xool aussi voilà on ne comprend pas euphorie bi gars yi nekkee woon c'est pas normal c'est vrai et nag dafa tombé peut-être pic bi sànq xam nga coro mi ngi ko wax naan wàññeeku na lu toll ci 1000 tests ñu def ko que 25 ans mais teewul ba tey mi ngi fi donc je pense que nit yi dañu war a conscient ba tey ak leneen li ci am aussi c'est des kits yoo xamante ne c'est eux qui déboursent leur propre argent jigéen yi wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox yi ñooy jël ci seen poche bopp kit presque boo gis ku ko jël di ko mayee yow ci sa poche bopp nga ko defee donc aussi baax na tamit ñuy fàttaliwaat état bi ñu dimbali ñi nga xamante ne moom moo di ces femmes là wala association femmes yi nga xamante ne ñoom dañuy dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen bopp macha allah voilà donc loolu daal laa amoon lu may wax et puis leneen conseil boo xamante ne dañ koy joxe duñu kenn mais vraiment je pense que on doit redoubler d'efforts parce que vraiment cette maladie elle est toujours là te ñun on est dans un pays sous-développé c'est la triste réalité donc pour éviter leneen di ci ñëwaat nañu gën a góorgóorlu rawatina nag fi ñu jëm kon yàlla sàmm ñu dugg ci bismillah génn ci alhamdulilah waaye mu ànd ak sunu pas-pas ba tey xam ni que war nañ takk masque yi di raxas loxo yi ndax mbas maa ngi fi ba tey Baye Cheikh. waaw mbas maa ngi fi de il faut respecter les mesures barrières. relâchement bi bàyyeeku bi c'est vrai que dafa bëri mais yàlla baax na espérons que ndox mu bëri mi raxas na dëkk bi. loolu dañuy dundee yaakaar di ko wax donc espérons ko raxas na dëkk bi soxna Ami ngi waaj a ubbi nag bu ngeen ma gisee soxna Ami tay de woowee leen ma xoola coombaay. coombaay woowee leen ma coombaay léegi woowee leen ma coombaay Ami naa ngi wàcc ci ginnaaw. jigéen yooyu ñu fekkoon deqale nag am na ci koo xamee ni dafa mel ni ñoom nekk jigéenu jàmbaar ñu tànn ko tey muy woman of the week di Dieynaba Touré Awa Gaye nga demoon seeti ko comme chaque Monday. Comme chaque Monday rek damay choose a phenomenal woman damay choose a woman with standard a woman with exception tey nag ma indi ki nga xam ne mooy madame Dieynaba Touré bi nga xam ne she's Senegalese Malian she's a typical pan African and muy liggéeyal African bu baax a baax dañuy dem seetaani li nga xam ne jot nañ ko am ak moom as an interview den suñu dellusee ñu gën a yaatal si lu muy yëngu. dégg lii. waaw maa ngi nuyu ñëpp te kontaan naa si seen ñëw ak tam li ngeen ma tànn sénégalaise la ak tamit malienne nekk nag Sénégal di fi yëngu juddoo fi màggee fi amee fi lépp tekkee si dëkk bi. jàng naa def naa ay études ci mode ci commerce en communication du ci li may yëngu nii professionnellement. ci loolu rek laa yëngu instant bi parce que jigéen juk rek ne da ngay monter sa compagnie biir Europe yombul ma taseeg ay nit nag yoo xam ne dañ ma ci jàppale bu baax wan ma yoon bi di liggéeyloo ay équipe tubaab
groupe bi yëpp ay góor la ñu woon donc man kese maa doon jigéen bi te man maa doon diriger donc domaine bu nekk laal naa ndax daanu ma nangu toog ci benn compagnie def fa benn at wala ñaari at duma ko nangu parce que dama nekk xale bi ma nekk xale il faut ma jël fu nekk balaa ngay jëm mag retraite te doo jot a jàng lu bare. liggéey itam ak ci diplomatie parce que famille bi ma jógee itam ay diplomate yu mag lañ ay président dañ ci génn depuis sama maam yi dama màgg ci biir loolu. it's all around the world jigéen booy liggéey ci biir place su liggéey yi toujours dañuy am ay problème ak góor ñi toujours ñu ngi gis image jigéen comme gâteau bu ñu teg rek da nga war a tibb nga lekk donc difficulté yooyu dañ koy rencontrer chaque fois dañ lay dénigrer donc loolu man gën na ma xëcc sax ma monter benn association boo xam ne ci yooyu rek lay yëngu. mooy Pagne Rose la association bi tudd parce que man dama nekkoon victime loolu dama ko dund 2 fois ci samay carrière yoo xam ne daluma sama biir kër benn xale bu góor comme rakku patron bi la toujours daf ma doon def ay avance bu ma bañee rek mu nangu sama passeport nangu sama carte d'identité ni duma fay sama salaire ba ñu mujj régler problème ma tombé nag ci koo xam ne année boobu loi bi dañu ko jagleloon jigéen yi nga xam ne dañu nekkoon victime ci seen place u liggéey te loolu yow psychologiquement ni mu lay def ak ni mu lay affecté mënoo ko nettali kenn parce que jigéen yu bari ñu ngi koy dund mais duñ ko nangoo wax ba pare loi yi yoon yi am ci dëkk bi ñu xeex loolu. sama succès nag ci sama carrière mooy bi ma toogee rek ma ne ma dem ci mbedd bi dajale ay jigéen ma jël leen dugal leen fenn wan leen benn liggéey ñu commencé di ko def affaire bi dem ba nekk lu rëy ba ma dem ba créer ci benn tur marque bi Zena la tudd. NA ma jékki-jékki rek tase ak ay nit ñu ne am na ay exposition fenn indil affaire yi ma yóbbu ko rek mu dox mu nekk marque bu tuuti boo xam ne dama koy sargal jigéen ñi sargal ko Afrique ba léegi ñu ngi continuer liggéey boobu ak ay équipe sénégalais équipe ivoirien équipe nationalité Afrique yëpp. beneen bi mooy bi ma dalee ci benn groupe toog di leen expliquer sama benn projet yeneen maa yéen a ngi yëngatu rek mais nit ñi xamuñ leen doon leen ñëw ma defar leen benn affaire pour ñu xam ma ne waaw damay bind ci yéen man bind kese laay def ma ànd ak moom ñu koy di ko topp ci dëkk yëpp di ko topp mu jékki-jékki rek ma bind ko rek ne ko génnee naa journal bi mun dinaa leen gën a jàppale donc nit yu mel noonu bëgg naa ñi leen di rencontrer toujours di leen sargal bëgg naa trop jigéen ñi gëm tamit seen africanité ndax gis naa jigéen yu bari léegi ñu ngi commencé gëm seen der bu ñuul ñu ngi koy entretenir di ko toppatoo politique bi c'est ouvert à tout le monde donc nañ ñu xaar foofu bientôt ñu ngi ñëw. voilà mu nekkoon waxtaan bu am solo bu Awa Gaye Seck ak ki nga xamante ni mooy Dieynaba Touré directrice générale bu African Promotion. waaw bu African Promotion ak dellu ci Media Group ak li nga xam ne tamit mooy the founder of Pagne Rose mu nekk jigéen boo xam ne dafa taxawal African ci fu nekk mu nekkoon koo xam ne nag Spain la nekkoon foofu la Espagne la nekkoon nekk foofu noonu all her life am fa ay njabootam ak yooyu and then mu decide pour dellu si waat Sénégal pour liggéeyal li nga xam ne mooy réewam ndaxte moom she was a victim of li nga xam ne mooy gender based violence mooy violence faite aux femmes bi nga xam ne moom she was a victim of it léegi mu ne nag il faut ma ñëw sama réew ma taxawal jigéen ñi parce que comme man dama ko dund te mu nekkoon loo xam ne sax siiwoon na ñu bari xamoon nañ ko yëgoon nañ histoire boobu noonu waaye moom mu sukkandiku si ne il faut ma taxawu jigéen yi mu doon loo xam ne it is very very important ak tamit li nga xam ne mooy jànq yi mooy comme jànq yi instead of jànq yi nekk seen kër yi rek waaw xam nga di dem di liggéey ak yooyu moom mu indi leen di jël li nga xam ne mooy locally made fii nii in Sénégal li nga xam ne fii lañ koy defaree ñoom ñu siy defar ay jus ak yooyu mu dem ba nekk benn marque boo xam ne presque ñëpp a koy utiliser mi ngi ko doon wax si interview bi I wish na interview mu gënoon a gudd because li mu wax dafa bari torop moo tax ma defal ko femme d'affaires Baye Cheikh mi ngi ne she's a directrice of African
promotion yes moom she's a promoter of African in development ak li nga xam ne mooy investment exemple nga nekk African nga am benn moyen wala xëy na mënuloo nga am benn moyen te nga bëgg def dara te xamuloo noo koy defee moom daf lay indi la jàppale la pare utal la ñi nga xam ne dañ lay jàppale pour ñu invest ci sa business boobu noonu mu doon koo xam ne tamit dafa gëm boppam dafa gëm ne jigéen mun na nekk président jigéen mun na nekk vice président jigéen mun na nekk anything in the world mu nekk like I'm so emotional like talking about her mu nekk jigéen boo xam ne dañ ko ràññee partout dans le monde bu ko faale demal mu nekk jigéen boo xam ne dellu ginnaaw bul xool sa ginnaaw demal tàllal thank you demal nga ni ma ne mu nekk jigéen boo xam ne dañu ràññee effort am si àdduna ba mu bokk si the women's group bi nekk États-Unis kon kooku moo I could say more and more about her waaye xam naa suñu followé bu baax a baax on social media incha allah dinañ gën a xam more of her interviews lan la def ak moom fan la taxawu Sénégal fan la taxawu Africa because she's not only Senegalese waaye dafa nekk malien Mado laisse-moi aussi bu leen déglu demal laisse-moi aussi oui laisse-moi continuer mais Mado laisse-moi continuer demal pourquoi tu m'interrompes comme ça of course c'est long continue ma chère continue ma chérie continue ma chérie continue basically man ci li mu def yëpp in Africa man lenn moo ma gën a neex lan moo ma tax moo ma gën a poussé pour ma dem si moom mooy association bi nga xam ne mooy Pagne Rose bi nga xam ne dafa taxaw pour support xale ak mag ak jigéen parce que boo supporté jigéen yaa ngi support xale boo supporté xale yaa ngi support jigéen te moom tamit nekkul ne rek parce que ñu bari dañuy ne damay former association parce que xëy na am naa benn funding wala benn ku may jàppale wala dara but no moom dafa dund li nga xam ne mooy gender based violence histoire bi dina demee dafa doon liggéey si benn bureau patron wam di ko liggéeyloo di ko fay xam nga mu fexe am ak moom benn relation boo xam ne daf koy xoolee comme buti papa wala nijaay wala yooyu waa ji du ko fay ak yooyu noonu ndekete moom waa ji mi ngi koy xoolee beneen bët moom bu mu ko dul xoolee ba benn bés waa ji ne ko mu ñëw bureau oo ko benn heure boo xam ne it's not appropriate waaye moom mu ne comme kii la rek ñëpp xam nañ ko ak moom moo koy defal liggéeyam yi yëpp mu dem si waa ji après waa ji proposé ko wax ko loolu noonu mu ne waa ji mais non mënul nekk waa ji téye ko dóor ko gaañ yaramam bi yëpp xam nga forcé boppam si moom ak yooyu noonu gaañ ko ba police ñoo ko ñëw jël si foofu ak yooyu mu doonoon koo xam ne tamit waa ji kilifa la woon fii ci biir réew mi loo xam ne ñu bëri ñu ngi koy dund ñu ngi noppi léegi nag moom mi ngi lancé message bi ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi dund loolu bul ragal génnal nga wax because it's high time we have to talk dañu war a wax noppi bi ak silence bi mi ngi affecté day tax ba suñu xale yi suñu ay doom duñu ñeme pour wax te tamit xaw ma ndax bàyyi ngeen ko xel léegi benn jigéen noppeetul dëgg la nit ñaa ngi noppi nag ba tey waaye ñu bëri léegi am nañ fit bi pour wax léegi it's important government bi gën a ñëwaat gën a support li nga xam ne mooy jigéen surtout jigéen bu ne dafa dund li nga xam ne mooy gender based violence in every form dañu war a taxaw ñu support la moom nag loolu moo doon li nga xam ne mooy rôle bi nga xam ne mi ngi koy gën a jouer fii nii Sénégal ak Africa everywhere voilà véritable jigéen bu am power la muy Dieynaba Touré voilà merci Awa and happy birthday to her in advance tomorrow. pour moom. waaw Dieynaba. waaw tomorrow la birthday happy birthday. par anticipation joyeux anniversaire c'est vrai que anniversaire yi dafa bëri. quand même période bi moom y a beaucoup de birthday président Abdou Diouf par exemple tey la anniversaire am. ñu ngi koy ñaanal. actuellement mu ngi Dakar d'ailleurs moom président Diouf Mbagnick Yacine Baba suma maam la Caroline Yacine Baba ak Massène Yacine Baba ñu ngi koy ñaanal gudd fan di xaar ba benn xale génneel ma ay extrait wu livre rek chapitre bi moom président Diouf kenn dootu ko fàtte ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér voilà tey l'anniversaire am tout comme disait l'autre le peuple est content voilà on l'aime tellement ndax charisme bi on l'aime tellement ndax dafa silvissé on l'aime tellement ndax dafa am classe Abdou Koumba Dem la ñu ko daan woowee moom la Thione Seck wooyoon woy bu rëy ba numéro 10 moom la Kiné Lam wooyoon woy bu rëy ba moom président Abdou Diouf ñu bëgg ko lool
muy président bu marqué sénégalais yi voilà moom président Abdou Diouf tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de santé voilà yàlla saxal ko fi ba ci kanam bàyyi Pedro jotaale nañ ci président Abdou Diouf boobu yóbbante ki nga xamante ni mooy Major Touré je pense que xam nga ko mooy Papa Ndeye Ndack Touré donc mu ne nañ ko souhaiter un très très joyeux anniversaire parce que moom moo nekkoon garde du corps bi muy dem Europe aussi ñu àndaat voilà ca France nee na daal mu ngi koy souhaiter un très joyeux anniversaire par rapport ak confiance bi mu amoon ci moom ni mu ko jàppale famille am et toute sa famille voilà donc président Abdou Diouf joyeux anniversaire yàlla na gudd fan te ànd ak wér voilà dégg na daali ba tey ba teel a dégg daali te ba léegi mu ngi dégg daali très tôt la am ay ndombo tànk donc ba léegi moo tax ñu nit duñu ko fàtte jamais et actuellement il est à Dakar on lui souhaite donc un bon anniversaire ñu jàll ci yeneen anniversaire yi message yi nga xam ne jot nañu ko à 11h07 njëkkee ak anniversaire bu Bibicha joyeux anniversaire Bibicha mooy chéri Zaza borom Fass Mbao beaucoup de bonheur Bibicha c'est de la part de ton chéri qui t'aime beaucoup Zaza Diouf ana Nathalie Alaaji génneel Nathalie gaaw dama leen di bàyyeeg coo du bii de Bibicha en même personne la ñoom it dañuy jël anniversaire di ko envoyé fukki animateur ak ñeent moo tax dañuy jaxase animateur bi jaxase réalisateur bi jaxase chroniqueur yi même Bibicha bi la de la part de Zaza. d'accord donc joyeux anniversaire à Bibicha Bibicha Zaza mi mooy kii mooy Bibicha Zaza wala du moom damay laajte rek. bu ngeen ma naree gis ak Amina Poté léegi wooyu leen ma fat Talla Ndiaye bu la woowee Talla Ndiaye waaw joyeux kii Bibicha la mu Zaza Petit Ndoye Zaza Bibicha dama rek seetaan yaa yónnee photo bi photo ku jigéen ku rafet kii pour ñu souhaiter ko joyeux anniversaire Petit Ndoye yow laay waxal Bibicha Zaza nee xaaral ma xool téléphone joyeux anniversaire à Bibicha chéri Zaza borom Fass Mbao beaucoup de bonheur c'est de la part de ton chéri qui t'aime beaucoup Zaza Diouf waaw sono coo ubbee ko bëggee man jóode bëggee man na gis ak coo fooy leen ma may mun a gëy joyeux anniversaire à Yacine Li Bousso Kange Torodo borom Prestige Events ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire moom Yacine Li happy birthday joyeux anniversaire à Daouda Gueye c'est de la part de sa femme Awa Yacine Diong moom nag mooy yaayu seex yi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à bébé Migna taawu yaayam je te souhaite une longue vie santé prospérité tout ce qui va avec de la part de ta maman Ami Mbeng qui ne vit que pour toi que pour te voir sourire joyeux anniversaire à Thiané mi nag doomu Bodi Gueye la Thiané doomu Bodi Gueye la surtout Fatou Guewel di tuddee ko Thiané mu Mbaye Dieye Faye voilà gis nga mbokk gi donc Thiané suñu doom la ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part de Thiané Faye c'est de la part de yaayam Bodi c'est de la part de maamam Fatou Guewel yaayam Mam Khoudia ak toute la famille donc ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire ki ci toppit turandoo Bodi Gueye la moom Ami Sogg moo doomu Astu la voilà Astu doomu Ami Sogg donc ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire mooy Bodi bu ndaw di ko ñaanal moom itam gudd fan ak wér c'est de la part de toute la famille njabootu Fatou Guewel yëpp di ko ñaanal gudd fan ak wér happy birthday. Joyeux anniversaire à notre cher frère, ami, cousin, son excellence Amadou Ndéné Ndoye depuis l'ambassade du Sénégal en Inde. Longue vie avec beaucoup de réussite dans votre carrière. C'est de la part de Oustaz Assane Seck bu TFM. Joyeux anniversaire à Diatou Ndéné Fall depuis Gambie, la meilleure des anniversaires. Yaayu Dadi Moussa yàlla sàmm la te bàyyi la ak Dadi. C'est de la part de ta sœur jumelle bébé Bass Madame Diouf. bébé Bass Pape Diouf kon moo koy ñaanal gudd fan ak wér di ko wax rek happy birthday loo dund doyul Diatou Ndéné Fall ca Gambie. Joyeux anniversaire à notre fils
neveu et ami bien-aimé El Hadj Diouf depuis Thiès. Beaucoup de bonheur de la part de toute la famille diggante Xombol ak Dakar moom suñu sa doom la ca Xombol. sama doom la sama xarit El Hadj ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ñëpp ñu ngi lay ñaanal parce que vraiment xale bu baax nga bu mën a joxe cër nga donc yow moom ñëpp dañ lay ñaanal rek nga yàgg fi ci barke Serigne Tallou mi ngi yaakaar ñun ñëpp on t'embrasse très fort. Joyeux anniversaire à notre goro chérie Madame Sowouri Diallo yaayu Serigne Fallou depuis Xombol ton mari t'aime et t'embrasse te goro ñëpp a ngi lay ñaanal gudd fan ak wér de la part de ta goro chérie Liliane Ndiaye qui t'embrasse très fort. Joyeux anniversaire à Maman Dieye, c'est de la part de toute ta famille, tes enfants qui t'aiment et qui t'embrassent très fort. C'est aussi de la part de Adja Ndeyastou Gueye ak Adja Betty Mboup. Joyeux anniversaire à Lamine Sané, c'est de la part de Pape Diallo ak tout le personnel bu OAS. Joyeux anniversaire à Ndeye Fall cité Fadia la bëggoon bind xam naa mais Fafia la lire de la part de Lolo Fall donc joyeux anniversaire à Ndeye Fall. Joyeux anniversaire à Penda c'est de la part de Lolo Fall mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Penda. Joyeux anniversaire à bébé Mohamed Ndiaye c'est de la part de ton père Abdoulaye Ndiaye depuis Espagne. Papa mu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér Ablaye Ndiaye ca Espagne. Joyeux anniversaire à Adja Polel Fall Adja Polel joyeux anniversaire c'est de la part de Badiane Lissoun Ndione. ma xool li ci topp yëpp Adja Polel voilà donc joyeux anniversaire à Adja National de la part de ton homonyme Adjaratou Ndeye Ngom de ta maman Ndeye Koumba Diop de ton père Habib Ndong et de tes frères. Joyeux anniversaire à mon petit prince bébé Thierno Laye Ndiaye grandi en âge et en sagesse c'est de la part de ta maman chérie Yacine Laye Djité. Joyeux anniversaire à Mohamed Laye Mbaye de la part de Tata Fat Laye et toute la famille Mbaye depuis Cambérène. Joyeux anniversaire à Khoudia Pen c'est de la part de ta maman Ndeye Daba Diang depuis États-Unis. Joyeux anniversaire à Momar Ndiaye de la part de sa maman Aram Gaye à Atlanta aux États-Unis. Joyeux anniversaire à Ngone Diène longue vie yow loo dund doyul borom xolu jama bi de la part de Kodou. Joyeux anniversaire à notre frère et ami cousin excellence Amadou Ndéné Ndiaye jàll na léegi lii. Joyeux anniversaire à Mame Adama Ndiaye bi ci topp demal filal boobu nga dem bi ci topp. Mame Adama Ndiaye de la part de sa femme Adama Faye. Joyeux anniversaire à Ramatoulaye Diop dit Maman Diop santé prospérité tout le bonheur du monde que ce jour soit le meilleur pour vous de la part de Diop. Joyeux anniversaire à Bibicha dundal ba say may di baawaan loo dund doyul de la part de ta fille Ndéla Thiam je t'aime énormément. Joyeux anniversaire à Sokhna Fall borom Milan de la part de toute la famille Fall à Bourguiba et de la part de Tog Madiadoum. Joyeux anniversaire à Aram Ning chéri Ahmed Dieng depuis Guédiawaye happy birthday. Joyeux anniversaire à Aïda Ndaw depuis Parcelles Assainies. li ci des mënu ma ko lire jàllaleel photo yi noonu ñu def tour de table te tàggoo dafa bëri damaa sonn mënu ma ko sax yéen bu ngeen ci amee ngeen jàllaleel ko seen bopp damaa sonn Guèye nañu tàggatoo rek. 11h15 te 11h la ñu waroon pare série bi jàll léegi série bi xam naa du mujjeeti jàll. D'accord. bu bëri daal oui donc ma tàggatoo. J'avais un anniversaire de Dieyna Soli je sais pas si la photo est disponible. C'est une amie commune avec Mado maa ngi koy souhaiter un très très joyeux anniversaire di ko ñaanal gudd fan ak wér ak yëpp macha allah. En attendant maa ngi remercier Glam Style by Mado pour la coiffure. Les perruques sont disponibles à la boutique 77 552 39 78 et l'anniversaire de Mado Mat Pape Cheikh. xam nga yow da nga ñu bëgg indil ay problème sax mais yàlla baax na. ñun bu ñu paree dañuy dem lekk gâteau. parce que tey la anniversaire u Mado voilà.
vraiment man maa ngi koy souhaiter encore une fois un très très joyeux anniversaire voilà sama nit la voilà il est joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Mado joli en plus machallah la yaqsuki minal nas happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you elle pleure là elle est en train de pleurer là happy birthday to you vraiment Pape Cheikh ñu ngi koy je lui souhaite un très très joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe bon xam naa du ma wax sax sa place yow Baye di nga wax li nga war a wax mais vraiment nit ku baax oyof toujours une boule de joie elle est toujours là à partager et comme elle le dit nit ku baaxul mënul defar nit et ñun ñëpp daf ñuy defar ba ñu rafet di ñu conseiller ànd ak ñun vraiment man je l'adore je l'aime dundal loo bëgg ma tudd ko judd bi wala taay bi taay bi nga bëgg ma tudd ko wala judd bi nga wala jikko ji nga bëgg ma tudd ko jigéenal taay bi dugal jikko ji joyeux anniversaire Mado happy birthday darling thank you yeah you're so amazing oh thank you and beautiful oh I know it's me of course hello indeed donc merci à vous tous mes collègues mes amis ma famille je dirais ma deuxième famille parce que saa su ne yéen laay nekkal je me dis que la télévision Futurs Médias nous formons une famille plus particulièrement Yeewu Leen machallah donc merci pour tant de considération ak yi ngeen moo xal yëpp mi ngi ci yéen moo tax ñu mën a ànd ndax ñi bokk rek ñoom ñoo mën a ànd donc j'en profite aussi pour remercier toute ma famille di ko teg rek ci sama loxo waajur bu jigéen ni ñu koy waxee Génjooro ba si bàcc tegg ball ak Maram Balla bu yëpp yembee moom la ginnaaw barke Baye kon moom itam dañ koy ñaanal mu yàgg fi rek te wér ak di ko santaat et puis nag di remercier mes enfants de Glam Style by Mado donc foofu c'est une famille toujours maa ngi leen di remercier bu baax a baax et l'équipe ñoom ñoo ma defar 77 552 39 78 et mes raisons de vivre ou ma xam ngeen ko c'est les enfants ndax ku sonn rek njaboot a tax waaw la de Ngoné Bibi Déchiba Ndiaye qu'elle grandisse en sagesse ainsi que son grand frère nga xamante ne mooy taaw njëkk judd njëkk a baax et puis merci à vous tous. Yàlla may gudd fan. Je t'aime frère. We love you. Pas de discours moi. Moi je ferai pas de discours. yow seetlu naa boo bëggee nit. doo mën a wax si moom. non j'aime pas les ça c'est vrai. kay xool rek discours ci man ba sonn ma ba léegi man dootuma discours amul problème. Petit Ndoye anniversaire bii ñu la envoyé bu jàllul de dinañ leen dóor c'est-à-dire léegi nii bu ñu paree coow bu commencé moom dina boole émission beeg dina leen dóor moom xoola mën na leen boole ngeen doon fukk mu boole leen duma. coow de anniversaire bi bu gis nga lii bu jàllul ci télé bii nii bu jàllul nii moom mën na boole 10 góor dóorandoo leen. moom mun na dumandoo 10 góor. 10e dan. gëmoo ma. xoola barki Alioune Mbaye Nder moom en nul xoola ci fraction de seconde. mën na boole 10 mën na boole Cheikh Faye. Alaaji Malick Modou Fall. Ablaye Ciss. Mademba Sock Petit Ndoye. ma Faali Kumba Ndaama. moo xarma mun na leen boole leen boole yéen ñëpp yëy leen. anniversaire bi di bu jàllu léegi. man na comme ay dóor du ma fi fekk dama leen di teel a bàyyeeg Amina Poté teel filmeel ma ko wan ma taxawaayam ma teel a talal bàyyi koog téléspectateurs yi. joyeux anniversaire à tey ngay joxe tur bi gaaw Petit Ndoye lu ne mën na la cee fekk. ay nangu kayitu suuf seeg yooyu yëpp yow Petit li ma la xamal dafa bëri tellement yónnee tur bi rek. waaw Petit Ndoye gaawal balaa muy nangu da koy nanguwaat xam naa ko xale la te xamul ni may nangu baaxul kon saa yore am doomu gaawal. mais yow fii nu mu tàngee nii. gaawal yooyu yëpp bu ko réglé yow taxawal rek. yow taxawal rek voilà El Hadj Malick jàllaleel photo bi léegi nii anniversaire Nabou Ousmane Wade la c'est de la part de sa maman Fatou Ebi Ndiaye depuis Atlanta. anamu waaw kay. soo na coow bi nga. anniversaire bi nii la. damay bañ nga boole leen duma de
da ngeen leen di teel a duma kan moo dee duma fukki góor donc joyeux anniversaire à Nabou Ousmane ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér Nabou Ousmane Wade c'est de la part de sa maman Fatou mu ngi nekk Atlanta ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér happy birthday de la part de Thio ak famille bu mu am Sénégal ak Gambie Mamadou Ndiaye merci rendez-vous ak yow ca kanam tuuti ci diggu bëccëg gi ci li xew ci internet bi ak mairie bay. waaw Mamadou ak mairie incha allah ci kanam ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi actualité beneen yoon wala leneen li nga xam ne mooy xew ci réseaux sociaux yi surtout moom la ñuy ëpp li ñuy gën a yaatal ci kanam dinañ ci ñëw ci bu 13h30 jotee encore di souhaiter un joyeux anniversaire à Aminata Diagne. Depuis Thiès ko souhaité joyeux anniversaire jot nañu message yu bari bilaay anniversaire yu bari na am na beneen bu Ibou Cissé doon joxe muy Ndey Ndak bébé Ndak Gaye aussi Ndak Gaye aussi de la part de Yaba Gaye de sa tante say petit jógal gaaw Seynabou Gaye moom tamit di ko souhaité un joyeux anniversaire ak doomu ki nga xamante ne suñu confrère la bu nekk observateur di Ousmane Diédhiou di ko souhaité moom mooy souhaité Ousmane Diédhiou la ñuy souhaité un joyeux anniversaire moom doomu Diédhiou la fële Daouda Diédhiou bu nekk observateur waaw kii moo jur Daouda Diédhiou moo jur Ousmane Diédhiou mi waaw en tout cas di souhaité ñoom ñëpp joyeux anniversaire waaw baax na d'accord jërëjëf thank you Awa. Hi bye, thank you so much. Di leen jox dig daje on Monday with another phenomenal woman. Di jaajëfal Human Hair by Amif and Spa for the perruque ak of course pedicure and manicure yi. Mën ngeen ko call si 77 633 50 94 yi ma war a jox nag jox ma ko en direct laa koy wax. xam nga man xam naa bye. Voilà donc noonu la koy Madame John of course. Thank you Awa. Thanks, merci Thioro. merci El Hadj rendez-vous demain inchallah pour beneen yeewu leen. Tata Mado bon anniversaire yow comme aji baay doo wax dara dañ lay ñaanal rek nga yàgg fi gudd fan wér. dund nag ba fekkee sa njëriñu njaboot parce que xam nañu yéene ak coono bi ngay daj ci ñoom. vraiment da ngay daw saa su ne et tu parles que de Matar et de Déchiba. loolu rek ndamu jigéen la. donc yàlla na nga dund ba fekkee lépp. yàlla na kenn séddale dara ci sa ginnaaw. bëgg gi ñu bëgg yëpp itamit yàlla na la ko yàlla defal bon anniversaire. amiin mu ngoog merci Adja Aïda Socé ca Gambie ñu ngi koy nuyu bu baax Ngari Fall sama rakk la nee na dafa nopp Mado mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire Ngari Fall c'est mon petit frère ñu ngi koy béggee bu baax Tata Adja Diallo Thiès soxna Thio ubbi nga ana Thio. Ta Fatlay Kena waaw Ta Fatlay Amadou Boubacar yàlla na jàmmam yàgg Ta Fatlay ñu ngi koy ziar bu baax mag la ma fi mu ne samay tànk day ruux moo tax fecc yi dama ko bëgg kii rek pause ma ko bàyyi sax kafuma de ah ba Thio thank you Thio oui Thio ubbi nga ubbi naa kay Thio ma doo gëmul ni du ma ñëw gëmu ko mooy yow doo ñëw doo mës a ñëwati dégg nga Thio mer na Thio ma njëkk a taal moo ma njëkk a tàllalal. yow dootoo ñëw. bi may dem la ma ni tàllalal mu nekk. léegi nag damaa bëgg ñu gaaw changer plus bi ci bokk ak yeewu leen boobu. ñu tuddee ko. non bu ñeexee